ku nekk bu la wërsëg dabee bul fàtte sa réew loolu mooy dëgg loolu la Abdoulaye Mboup wax kon nag bu nu wërsëg dabee yàlla bu nu fàtte suñu réew. asalaamaaleykum sunu mbokk déglukat yi man seen mbokk seen xarit Oumar Diaw Seck maa dellu si waat fii ci rajo bi ci seen émission bi ñu leen di defal ay bés bu jot ñu di ko wax émission pencum réew mi te ñu leen ko defale fii ci New York City ci station bi ñuy wax WPAT 930 AM su fekkee yéen a ngi amee seen poste rajo ngeen mën ko déglu ci 930 AM mu di 930 AM su fekkee yéen a ngi amee seen ordinateur mu di computer bi ngeen mën ko déglu ci www.wpat930am.com fépp fu ngeen mën a nekk ci biir États-Unis ci 50 états yi wala ngeen mën a nekk Canada wala ngeen mën a nekk ba maanaam Amérique latine ak fépp ci àdduna rek bu ngeen fa demee ci ordinateur bi di ngeen mën a déglu émission bi wala su fekkee yéen a ngi ci biir Amérique mën ngeen jël seen appareil téléphone ngeen dial number bi ngeen déglu ko ci 641 793 8680 641 793 8680 su fekkee ni émission bi nag dafa jàll di ngeen ko mën a déglu ci xalimasn.com wala di ngeen ko mën a déglu ci allodakar.com wala ngeen mën a dem actuellement nii ci Facebook bi déglu ko ak suñu xarit suñu natango suñu camarade de parti monsieur Idrissa Silla bu ngeen demee mi ngi koy def live nii ci Facebook bi bu ko defee di ngeen mën a déglu foofu émission pencum réew mi kon ni ngeen ko daan defee rek naga ni suba incha allah tamit dana leen ko tegalaat mu jàll mbokk yi ñu doon door a génn ci ñaari fan ci weeru janvier ci 2019 ñuy tàbbi nii ci alxames nekk ñetti fan ci weeru janvier 2019 xam ngeen ni bii moom moo di sunu émission bu jëkk ci at mu bees mi ñuy ñaanal ñëpp nag yàlla defal leen jàmm defal ñu ko ñun ñëpp ñu di leen souhaiter maanaam happy new year mu di bonne et heureuse année yàlla defal ñu atum jàmm ak salaam may ñu fekke ko ay déwén yu bari képp ku ci amoon ay naqar ak ay tiis ak ay tolof-tolof ak ay njàqare ak njaaxle yàlla na ko 2018 yu yóbbu maanaam lépp lu nga xam ne dafa ràppoon ci ñun rek yàlla na ko sunu borom beesal ci 2019 bi yàlla na yàlla ubbiwaat yaakaar yëpp yàlla bu yàlla tas benn yaakaar yàlla defal ñu jàmm ak salaam ñoo ngi leen di baalu ak te di leen baal ak tey ñaan yàlla boole nu baal xam ngeen ni waxi rajo moo demee noonu léeg-léeg nga wax lu neex nit waaye léeg-léeg nga wax loo xam ni nit ko waaye loolu yëpp ñoo xam ni rek wax mënta toon benn waaye xalaat mën naa rafet ba lépp dellu di benn loolu rek moo tax ñuy def lu mel noonu kon nag xam naa ni ñuy def rek dañuy ñëwee ni nga xam ni moom lañ daan ubbee mu di alxuraanul karim waxu yàlla subhanahu wa taala suñu fa jógee dooru ñëw ci li nga xamante ni moom moo des ci émission bi incha allah tey nag émission bi incha allahu dana neex dana riis ndax da ngeen fi am tey président de la république Macky Sall mu ñëw di wax ak askan wi lu nga xamante ni baat ak tontu la mu def ko barki démb tubarkalla macha allah ci Sénégal àdduna yëpp rafetlu ko ngeen dégg waxtaanu président de la république ak coow lu bari li journaliste yi wër ko ca palais ba muy wax tubarkalla ngeen di dégg mu nekk mbir mu am solo mu nga xamante ni bëgg nañu yéen ñëpp tamit ngeen teewlu ko waaye am na tamit mbir mu xew ca Sénégal ba nit ñi di ko coow ñaari fan yi mu naqari àdduna yëpp rawatina na képp ku nga xamante ni soppay président de la république Macky Sall nga ci ay kàddu yu ñaaw yu nga xamante ni dafa am ay xale yu ko yëkkati di groupe boobu nga xam ni ñoom la ñuy wax kër gi moom la ñuy ubbee ba pare bu ñu fa ñëwee tamit am na leneen lu bees tàq tamit loo xam ni biig la ñu ma ko yónnee laata muy génn tey mu di single bu am maanaa bu nga xamante ni Souleymane Faye daf ko def nam ko defee woon ànd ceeg bu sa sekk ndaanaan loolu nga xam ni yokk na ci gala de l'émergence bi gars yi gala de l'émergence bi incha allah le 15 février yal nañ ci yàlla yóbbu jàmm Amérique day toj tubarkalla le 16 le 15 ci New York le 16 ci Washington le 17 ca Atlanta waaye balaa ñu ñëw ci yooyu rek ñu léemoo fàccetul kitaab def ñaan yi ak jukki fi tàgge suñu fa doore jógee nag dooru ñëw ci li des ci programme bi incha allah bu leen fàtte yéen a ngi déglu émission pencum réew mi ci WPAT 930 AM mu di WPAT 930 AM ki nekk ci machine bi ak ci micro bi di seen mbokk seen xarit Oumar Diaw Seck kon nag ñoo déglu fàccetul kitaab doore ñëw dellu si waat ngeen teewlu ko أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. الحمد لله رب العالمين All praise is due to Allah, Lord of the worlds. الرحمن الرحيم The entirely merciful, the especially merciful. مالك يوم الدين Sovereign of the day of recompense. إياك نعبد وإياك نستعين
It is you we worship and you we ask for help. اهدنا الصراط المستقيم. Guide us to the straight path. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. The path of those upon whom you have bestowed favor, not of those who have evoked your anger or of those who are astray. amin sadaqallahu alazim loolu moo di alquranul karim waxu yàlla subhanahu wa taala ñi ñaan ci barkeet fatihatul kitab boobu ñi nga xam ne ñoo feebar tëdd ci lalu hôpital yi ak ñi feebar di ko wéye ak ñi nga xam ne ñoo feebar nekk ci biir kër gi ñoo ngi leen di ñaanal ñoom ñëpp yàlla na yàlla fëgg seen bopp te rof leen si di tuwéet delloo leen ci seen sago te ba léegi mu bañ a tëral kenn ci xormay seydina muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñi ñaan ñaam soxla yi ak tiisi ak naqar yi ñu mën a wax ak yi ñu mënul wax yëpp yàlla na leen ko sunu borom saafaraal ci xormay seydina muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñi ñaanal ñi nga xam ne ñooy way dawlu yi ñi faatu yàlla na leen yàlla jéggal yàlla na leen yàlla yërëm yàlla na ñu di dawal bu yiw yàlla na leen yàlla atti ci yërmandeem def leen ñu di dëkkandoo seydina muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam képp ku nga xamante ne faatu nga ci bis bi foo mënti nekk ci àdduna yàlla na la yàlla atti ci yërmandeem yàlla na la yàlla jéggal ci xormay seydina muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñi ñaanal ñi nga xam ne ñoo nekk ci kaso yi ak prison yi ak violon yi ñoom ñëpp ñoo ngi leen di ñaanal ñoom tamit yàlla na yàlla xiirtal ñu yor seeni mbir ñu atte leen ci jàmm bàyyi leen te woyofal leen ko ñu dellu ci seen njaboot te ba léegi kenn bañ faa dellu ci xormay seydina muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñuy ñaan tamit yàlla na yàlla wàcc jàmm ci àdduna bi waaye rawatina ca Afrique ga ñu bàyyi ko waaye rawatina ko ca réewum Sénégal ga ñu bàyyi ko waaye rawatina ci biir diaspora bi fépp fu doomu Sénégal mën a nekk ak doomu jullit yàlla na fa yàlla defal jàmm defal la fa la nga bëgg dàqal la nga ragal waaye rawatina ci États-Unis gii ñu nekk nii ak fépp fu doomu Sénégal mën a nekk rek yàlla na fa yàlla defal la nga bëgg ñoo ngi ñaan lépp lu ñuy tiit ak lu ñuy daw ak lu ñuy ragal ak lu ñuy moytu yàlla bu ñu ko gis yàlla na yàlla muccal ci catu làmmiñ lu ay catu bët lu ay catu xel mu ay catu xalima lu ay ak musiba yi ak balaa yi ak mbett yi cati yi tiis yi ak fitna yu bon yi ak nit ñu bon ñi yal na yàlla subhanahu wa taala dox suñu digganteeg ñoom ci xormay seydina muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kenn ku ne la nga fi wut si yal na la ko yàlla defal ba nga ko amee yal na nga ko muurloo te muy sa njiglaay yal na nu yóbbu suñu bopp yàlla bu nu kenn yóbbu bi jaayi seydina muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yal na nu yàlla suturaal adduna ak àllaaxira bi jaayi seydina muhammad mbokk yi ba nu jógee ci loolu comme niñ leen ko waxee rek ñu ngi fi am benn avis de décès bu nga xamante ni dafa jóge ci sunu jigéen sunu xarit wax dëgg yàlla di sunu mbokkum dëkkandoo ca Tivaouane xalif général Serigne Mbaye Sy Mansour ak njabootu Cheikh Seydi Hadji Malick yëpp ca Tivaouane njabootu xadara Cheikh Seydi Hadji Malick gi nekk ci États-Unis yëpp Serigne Sidi Ahmed Sy ca Washington imam Jibril Dieye ci New York imam Abdoulaye Diop imam Ndongo Sarr ak waa Zawiya Cheikh Seydi Hadji Malick yëpp ak communauté Mouride be communauté Layène be communauté Khadir bi yëpp ak association des Sénégalais d'Amérique yëpp ak Serigne Mourtala Thioune di goro di mag ci kii faatu soxna Seyni Fall di jigéen di mag ci kii faatu ñoo am naqar ak tiis di leen tàggee Mouhamadou Seck El Hadji Mamadou Seck ñu ne faatu na démb ca Tivaouane jébbal nañ ko boromam ca Tivaouane ca tey yamale nañ fa lépp ñoo ngi ñaan rek képp ku nga xamante ni dégg nga tàgge bi na nga ko ñaanal yàlla subhanahu wa taala mu yërëm ko te xaare ko aljana wala boo bëggee nga jaale sunu jigéen boobu di soxna Seyni Fall ndax moo ko El Hadji Mamadou Seck moom seen ñaari ndey bokk ndey ak baay ngeen woo ko ci 646 544 9248 bu di 646 544 92 48 El Hadji Mamadou Seck on boobu nag nekkoon nit ku baax koo xam ne dafa nekkoon Tivaouane daan organiser ay pèlerinage lu toll ci juróom-ñaari at chaque année mu def ay délégation yu dimbali nit ñi yóbbu leen ñu dem ziyaara ji Seydina Muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wëri baytullah al haram kon lu baax loolu mu doon def ci diine ba mu di juróom-ñaar di chiffre bu yàlla tànn yàlla sunu borom jël ko yàlla na daje ngërëm sunu borom yàlla na ko yàlla jéggal yàlla na nu yàlla tas ci barkeem yàlla na ko yàlla atti ci yërmandeem te xaare ko aljana bi jaay Seydina Muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam
noonu la ginnaaw dem mënta ñàkk ku dem yàlla na nga jubóo ko rek sunu borom kon soxna Seyni ñoo ngi la koy jaal bu baax di la ko mastaw te xam ni yàlla moom moo binde noonu ay mbiram xalaxal mawtu wal xayaat dunya képp ku nga xamante ni dund nga rek da nga faatu ndax yàlla faatu la jëkk bind ko dund kon ku demal maa ngi ñëw rek la ku dem yàlla na nga jubóog sunu borom te yàlla na dem bi yeex ci xormay Seydina Muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi kon xam naa ni ba nu jógee ci loolu rek ñu déem a ñëw jàll ci aajar nag door a ñëw ci programme bi nga xamante ni moom lañ leen doon wax fii nga xamante ni moom la ñu fas yéene def ci incha allah ak li nga xam ni bëgg nañ ko waxtaane fii si tey yéen ñëpp ngeen déglu kon ñu déglu ay aajar door a ñëw li des ci programme bi incha allah bu leen fàttee yéen a ngi déglu seen émission pencum réew mi ci WP 8930 AM ki nekk ci machine bi ak micro bi di seen mbokk seen xarit Oumar Diaw Seck. waaw wax nga dëgg de ñun de guy gu réy gi nekk ci digg New York mooy sunu ndaanaan moo nu teree nelaw ñu ni guy gi fan la nekk ñu ni mi ngi nekk 120 West 116 Street between 7 and Lenox foofu moo di fan nee nañu foofu nag moo di Baobab guy gu réy gi nekk ci digg Harlem tubaarkàlla macha allah bu ngeen demee Baobab bëccëg bi nee nañu ceebu jën yaa nga fa maafe yaa nga fa ceebu yàpp yaa nga fa suluxu mbalox yaa nga fa booleeg nag ay xale yu jigéen yu taaru nag te set wecc nag bërëb ba dolli set xeeñ neex bu ngeen demee ñu di leen toppaloo ngeen lekk ba suur naan ba màndi lépp ñu teg ko ci yoon ñu ne loolu ndax doy na ñu ne déedéet guddi ga nag bu jotee nee nañu alaaji sëriñ moo fettax daanu si ca biir nee nañu bu ngeen ñëwee fekk ca biir dibi ja nga xam ne moom lañ daan lakk Sénégal di ko booleeg soble sa di ko jëri ca taal ba di ca xëpp li nga xamante ni moo di moutarde Dijon ba ak oromasi ba moom la ñuy defar ba mu baax nee nañu sëriñ moom la nekk ca biir góolu ko ñu ne ndax loolu rek doy na ñu ne déedéet dana ciy def bu yàpp nag di ci def bu ganaar nee nañu ndax Baobab restaurant ci loolu la yem ñu ne yamunu ci loolu ndax Baobab restaurant boo amee seen numéro téléphone ñu di ko wax 212 864 4700 mën nga jaaxaan ci sa kër woote di nga yot ci xale yu jigéen ya fa nekk nga jox leen sa adresse ñu yabal delivery bi mu daal di ñëw indi la li nga commandé bu ko defee nag nga am noo defar ñoom nag nuyu leen nuyu bu am maanaa bu ko defee ñu daal di dellu si nee nañ foofu daal moo di Baobab restaurant moom la gars yi doon seet waaye nag dañu ni tubaarkàlla macha allah kat Baobab daal bu ñu ko waxee xel yëpp war a dem Sénégal dem feneen fu dul Sénégal lu dul West Africa kon nag delloo si leen xel yi te fóotaat xol yi Baobab restaurant mi ngi ci 116 Street kon nag na fa ñëpp daje ñu ne nag déet na yamul ci loolu ataaya jàng ca biir. Jacob Restaurant. Jacob Restaurant Soul Food and Salad Bar. Jacob Restaurant nag mbokk yi dañu leen di xamal ni ñaar la ñoo nekk ci Harlem benn bi mi ngi nekk ci 373 Lenox Avenue corner of 129 Street téléphone ba nekk 212 866 3663 Jacob Restaurant bi ci des nee nañu ma nga nekk ca 2695 Frederick Douglass Boulevard mi ngi nekk corner of 143 Street booba nag numéro téléphone ba ma nga nekk 212 283 3663 moom it nee nañu Jacob Restaurant nag lekk lu neex baax na lool lekk lu set baax na lool waaye nag lekk lu ànd ak sa wér gi yaram moo gën lépp te nag Jacob Restaurant moom la leen indil nee nañu dañuy def macaroni and cheese fried chicken candied yams beef short ribs collard green baked chicken herb roasted potatoes stuffing meatloaves cornbread barbecue pork ribs baked salmon oxtail black eyed peas gumbo okra jerk chicken yooyu yëpp dañ leen ko fay defal muy ci Jacob Restaurant nee nañu nag képp ku nga xamante ni bëgg nga jokkoo maanaam dugg ci website du Jacob mën nga daab tappe www.jacobrestaurant.com boo bëggee jokkoo ak ñoom ci email mën nga leen email ci jacob373@gmail.com wala boo bëggee beneen information bu gën a leer nag nga dugg ci Facebook/Jacob Restaurant
gmail.com. Jacob restaurant daal mooy leader in soul food fii ci Amérique rawatina ci New York weesooti ko nag ci fii di Harlem. Jacob restaurant kon numéro téléphone yi mi ngi 212 866 3663. Abdou Aziz Ndiaye jaata Ndiaye moo leen indil nag li ñuy wax Mimi ak Mounass Travel. Mimi and Mounass Travel dara du seeni jiite lu dul di leen jaay ay billet avion yu yomb bu ngeen jëndee ci ñoom billet avion yu yomb it ñu ñëw bu ngeen yore bagage yu bare ñu ñëw jëlal leen seeni bagage gunge leen ba aéroport jàppale leen ba ngeen peese seeni bagage du ngeen am benn problème ngeen dem ci jàmm yegg ci seen njaboot ci jàmm. ñu ne ndax Mimi ak Mounass ci loolu la ñu yem Abdou Aziz Ndiaye ni déedéet li ma leen di bégal day pareeguma ñu ne lan moo des mu ne képp ku nga xamante ni yor nga sa bagage boo bëgg a yóbbante Sénégal te maanaam demuloo boo ko tegee ci loxoom dana la ko yóbbul ba mu dem ci jàmm yegg ci jàmm ci say mbokk. ñu ne ndax ci loolu la yem mu ne déedéet ndax mën ngaa am yeneen i bagage te du mat walis mbaa du mat colis. Abdou Aziz Ndiaye nee na lu mu mën a toll na nekk sax enveloppe bu ndaw bu nga xamante ni rek lu tuutee ci nekk bu ngeen ko tegee ci loxoom waxtaan ak moom dana leen ko yóbbul ci bis bi mu yegg ci bis bi ci réewum Sénégal te du ngeen ci am benn gàllankoor. kon daal ndeke daal Abdou Aziz Ndiaye man sama nee na daal jindaanaan li wax ndekete mooy dëgg Abdou Aziz Ndiaye daal ndekete buur Ngaay Gaynde Ndiaye Suukar Ndiaye Lem Ndiaye lu neex Ndiaye nee nañu ne képp ku bëgg a jokkoo ak Mimi ak Mounass na nga woote ci 1917 957 5168 maanaam 1917 957 51 68 kon nag Mimi and Mounass Travel mi ngi nekk ci digg dëkk bi te askan wi rek ko tax a jóg kon nag daw leen balaa muy teel bu leen ko kenn nettali. mbokk yi mi ngi noonu ajar yangoogu bi jóge ci foofu di Baobab restaurant Baobab bu mag boobu nga xam ne am na number 1 ak number 2 ca Brooklyn bi ci topp ñu jóge ci Jacob restaurant mooy di restaurant des VIP bi nga xamante ne tubarkal macha allah am na bu Soul Food and Salad Bar ca 143 and 8 Avenue ak beneen bu nga xamante ne mi ngi nekk ci 129 ak Lenox Avenue boobu tamit Soul Food and Salad Bar la am nag bi nga xamante ne nag tubarkal macha allah mooy restaurant Jomba Ñaaw bi nga xamante ni moom mi ngi nekk ci 133 ak 8 Avenue foofu tubarkal macha allah bu ngeen demee da ngeen fa fekk lépp mu defar ba mu bees am maanaa dafa am nag tey ceeb bu yàpp bu am maanaa bu nga xamante ni génn nañ ko fa tubarkalla mu di ceebu yàpp maanaam saoudien nga xam ni tubarkalla macha allah dañuy def ceebu yàpp bi def ci maanaam ay oignon vert def ci ay oignon blanc tubarkalla macha allah def ci ay persil def ci ay tomate fraîche def ci ay raisin léeg-léeg sax ñu sóoraale ko ak tàndarma bu bees boobu daal moom la fa jeeg di tama su commencé tubarkalla macha allah ñoom soxna Maymuna ak ñoom soxna Marème Bousso bu ngeen demee da ngeen leen fa fekk ak ñoom soxna Ramakan ak ñoom soxna Aminata Tall ak Mame Diarra Bousso baax ñooñu tubarkalla macha allah ñoo nekk ca waañ wa assuré ko tubarkalla bu ngeen demee da ngeen gis ñoom soxna Ramatulaay ca waañ wa ñoom soxna Fatima ak ñoom Fari Fall ak ñoom ki nga xamante ni moom moo di Amina Sakho Mina tubarkalla macha allah ak sama xarit sama rak tubarkalla macha allah mu di Amadou le Barak di Waalo tubarkalla bu ngeen demee da ngeen fa fekki tamit tubarkalla ñoom Alune moom tubarkalla macha allah ñoo nga fa baax ñoom Bosnia tubarkalla ñoom ñëpp bu ngeen demee da ngeen leen fa fekk ak ñoom Jean Soumaré tubarkalla foofu moom moo di restaurant di VIP di Jacob restaurant bu ngeen demee da ngeen fa fekk lépp tubarkalla macha allah waaye bu leen fàtte tamit laasan mi ngi leen di wax li nga xamante ni moom moo di
New York Meat and Fish Market bi nga xamante ne nag mi ngi nekk ci 1680-1678 ci Browns Road tubarkal na ma leen ko doon waxee rek yàpp xar yàpp nag yeeli mbote ak lépp lu nga xamante ni jigéenu africaine bi dina ko soxla ci biir waañam ay géej ay yéet ay tamba jeng ay tuufa ay yoxos ay kong fumé lépp rek bu ngeen tamee da ngeen ko fa fekk tubarkal ak ay boisson ay jus ak boisson gazeuse ak soow yeeg yëpp yu baax yu am maanaam légumes végétable maanaam lépp rek ak fruits yi da ngeen ko fa fekk bu ngeen ci jëndee nag lu toll ci juróom fukki $, fu ngeen mën ci nekk rek dinañ leen ko fi indil mu di Bronx Manhattan Queens Brooklyn Staten Island ba New Jersey ba dugg foofu nga xam ne moo di Pennsylvania tubarkalla dinañ leen ko indil numéro téléphone bi bu ngeen bëggee woote mën ngeen woote ci 718-294-7882 mu di 718-294-78-82 am na tamit beneen bu nga xamante ne mi ngi nekk ci 125-127 ci Sainte Anne boobu tamit même chose rek moo fay nekk lu ngeen jënd tamit noonu lañ leen di defal nee nañu nag foofu tubarkalla macha allah ni ñu leen ko waxee dinañ jël Mastercard Visa Discover EBT yooyu yëpp la Sana Tamba Dieng nee na dana leen ko defal beneen bi ci des nag moo di Mimi and Monas Travel xam ngeen ni soxna Aïda Bondé nee na incha allahu moom tamit lu ngeen soxla rek bu ngeen ñëwee danañ leen ko defaral ba mu baax ñu ngi ci place soxna Umu bi nekk ci 116 between 5th and Lenox Avenue mu nekk ci gannaaw bus stop bi nga xam ne moo dend ak foofu di Lenox Avenue place soxna Umu Kalsom si li Umu Hair Design bu ngeen ko fa fekk leneen da ngeen fa fekk Sam tubarkalla ci yóbbante bu ngeen am mu jëm Sénégal wala yóbbante buy jóge Sénégal di ñëw fii rek danañ leen ko teykeral bu soobee yàlla mbokk yi comme niñ leen ko waxe woon dem leen ngeen jóg mamp yi yow ak Woulimata Dieng tàngal leen café gi tey nag café gi bu leen ko kaani bu leen ko poobar bu leen ko suukar nañ ko bàyyi noonu rek ndax dama bëgg mag ñi ak kilifa yi ñu dégloo ko seen xel may yéen ak kilifa yëpp ñu jóg toog déglu ndax tey am na waxtaan wu am solo woo xam ni son excellence monsieur le président de la république Macky Sall waxtaan na ko ak askan wi naga démb tubaar gi kàlla macha allah defe naa ne tey jii ngeen koy jëkk a dégg fii ci États-Unis ci rajo yi nga xam ne ñoo nekk fii yëpp di jàppale son excellence monsieur le président de la république ndax jàmbaar amul ku yàlla dimb rek am te ñun ñëpp dañu àndandoo di ko jàppale nee naa leen président Macky Sall asamaan la ku ca xool ku nekk jaru la buuxante fu waaye taxaw rek da nga ko liggéeyal incha allah seul le travail paye ñun ñëpp nañu àndandoo bokk ndey ak baay liggéey keroog tamit gis naa émission bi ma def wax dëgg yàlla ñu bare woo nañu ma di ma tooñ ak di ko rafetlu dëkk bi ku ma romb ni ma wax ni damaa ree ba tëdd ree ba aj sama tànk yi ndax keroog bi may coog di wax naan Omar mii moom tey lu muy wax si mbaa du musiba lay wax si wala dara naa nga mu ni ma ñëpp a yeewu am na koo xam ne dani ma mosumaa gis lu mel nii mu ni ma dañoo teg rajo bi mu ni ma sunu waa kër ñëpp dañoo wër rajo bi ni ko wër booloo añ ma ne ko nag àdduna moo demee noonu nit ñi bu ñu ne woon taay leen déglu Omar Diaw Seck tey ma ngay wax si nit ñi lu baax am na ñoo xam sax dañuy tëdd waaye loolu yëpp bu kenn mere boppam xëy na seytaane moo ñuy mën ci yu bari ku nekk di yàkkamti di déglu yooyu loolu boo gisee ma def ko dafa am rek lu ma doon wane ñu xam ne ñun ñëpp ni ma leen koy waxee ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ñoo bokk réew mi te ñi bokk bëgg-bëgg ñooy xëccoo waaye bu ñu ko xëccoo it bu ñu ci ñaaw nañ ko defar ba mu rafet ndax wane ni boo bokkee ci opposition wala nga bokk ci parti mouvance présidentielle terewul ñun ñëpp benn lañu ndax ñu man ci opposition bi ñi ci nekk ñëpp samay xarit lañu yàlla boole ma ak ñoom may seen rakk ñi di samay ndijaay ñi di samay papa loolu yëpp ñu àndandoo rek ànd ko ànd bu rafet kenn ku ne am nga droit ni patate ma dàqal pombiteer waaye ñun dañoo gis ni Macky Sall mooy patate bu soot bu tàngee neex bu seddee neex te tubarkàlla macha allah ginnaaw moom la yaatal jiital suñu kanam te ku bëgg noppalu da ngay xool fa yàlla joxoñ tubarkàlla nu mu mën a mel mi ngi liggéey réew mi te ci baax rek lañ ko xam ak yaro ak personnalité ak noppi ak jàpp njàmbaram ak muñ lu metti gore ba ñu wekk ko loolu rek la mën a def tubarkàlla ñun looloo tax ñu tànn ko kenn ku nekk nag am nga droit seet kala neex waaye ñun lii suñu mission moo di yéen fexe ba ngeen jóge fa ngeen nekk ñëw jàppale si président de la république ndax ñi ñëw ba pare gis nañu seen bët ubbeeku nañu ñëw nañu ñi nga xamante ne dañoo gis ni xëy na seen xel dajagul li président di def wala li muy wax wala li muy liggéey looloo tax ñuy naxanteeg yéen bëgg ngeen ñëw looloo war na keroog ma ne leen nuit de l'émergence boobu fas yéene xew incha allahu le 15 février ci New York City le 16 février ca Washington DC le 17 février ca Atlanta man mii di ko organiser initier ko di ko def tubarkalla macha allah muy loo xam ne sama métier la ma di ko def en tant que promoteur yàgg koo def pendant des années ba ma ñëwee année bi États-Unis ba léegi ci yooyu laay liggéey ci yooyu laay yëngu gis ngeen di fi jàppale artistes yi di leen fi indi bi ma demee nag ba lëkkaloo président Macky Sall ñuy liggéey tamit wax dëgg yàlla liggéey boobu ma di ci fesal liggéeyam kon ñun lii suñu intérêt mooy yéen ngeen fexe di ñëw ci yooyu bu ko defee ngeen di comprendre na nga ni daaw lu rafet ngeen def bi ngeen ko defee tubarkalla bi ma ko defee daaw jéeg ñoom soxna Ndeye Fall dañoo ànd ak ñoom grand texe gay ñëpp ànd ñëw opposition beeg mouvance présidentielle ñëpp jaxasoo ñu ñëw ci salle bi
d'accord li leen indi moo di lan seen rak seen xarit Omar Diaw Seck moo invité ñu ñëw parce que ku ci xewle boo ma yëgalee damay dem te ñun ñoo bokk dëkk bi ñu def loolu wax dëgg yàlla apprécier ko wax dëgg yàlla rafetlu ko loolu mu rafetlu na ko ginnaaw defoon nañ ko daaw jéeg fekke déwén nag ba fekke war ren incha allah dama bëgg ñu baaxantal ko dégg naa sax man déglu ma rajo bi passe samedi waaye am na ko ma wax naa ma ñoom de nee nañu duñu ñëw ma ne ko dañuy sóob rek ñooy ñëw ma ne ko yat laay fàq gaare oto bu nu ñëwul wut ay nit ni leen dem leen jële ñu dëri leen dugal leen ci oto yi ñoo tuur leen ca salle ba dëj leen ni leen toog leen fii ngeen xool réalisation président de la république Macky Sall ñu waxal di fanaana di wax ay baax-baaxam ba bët set loolu la ñu bëgg tubarkàlla macha allah kon mbokk yi ni ñu koy defee rek na rafet ndax élection yi incha allah 28 février rek lépp jeex ñun ñooy dellu nekkaat ci ngénte yi ñooy dellu nekkaat ci ceeti dellu nekkaat ci dëj yi dellu di daje jumaa di daje ci communauté bi kon nanu ko rafetal ndax ban fi ñëw suñu mission yi bopp moo nu fi indi woon politique indiwuñu foon dañoo bëgg suñu réew nag ñu may nu chance ñu mën tey ji di voter ak di politique ak di campagne loolu tax waaye waxante yu ñaaw yi ci mën na ci ñàkk saagante yi mën na ci ñàkk dëkkalante ji fu bon mën na fi ñàkk xastante bi mën na fi ñàkk parce que jaru ko sooy attaqué da ngay attaqué leader politique bi nga xamante ni moom mooy attaqué waaye ñëw di attaque ay attaque personnelle diw lii diw laa Ndeye Fall lii Ndeye Fall laa Suway bu Amar lii wala Omar Diaw Seck lii wala laa yooyu rafetul nañu ko bàyyi te fii xam ni kenn mënu fi wax kenn dara kenn waru fi wax kenn dara nañu ànd bu yiw ànd gor ànd doomu nit ku baax booy critiquer liggéey nag mën nga critiquer ne Karim Wade intéressé wu ma neexuma plan safuma nii nga la fi def lii la fi laa wala keneen jóg ne Macky Sall yooyu ku ne am na ci droit parce que ñoom ay leader lañu xam nañu yooyu mënta ñàkk ci moom mais xasante bi ci suñu biir waxante lu ñaaw ci suñu biir loolu moo jekkul mbokk yi nag dafa am benn mbir boo xam ni balaa ñu leen di indil président de la république Macky Sall ñu bëgg kilifa yépp toog ndax waxtaan wi ci wolof lañu ko def boo gisee président de la république def ko wolof ak journaliste yi dafa bëgg ñëpp comprendre ndax réew mi du ñëpp a jàngi tubaab waaye kilifa yi yéen responsable yi nga xam ne yéen a ngi déglu yor seeni carte njaboot ñu bëgg tey na ngeen déglu waxtaanu président de la république bu baax bu ko defee ngeen dégg xam di ngeen comprendre fi muy waxee ngeen dégg ndax nettali ci làmmiñu borom te tubarkàlla macha allah yëf yi gudd na xam naa dañ koy xaaj tey sax tegal leen première partie bi bu ci xaajul deuxième bi ñu dencal leen ko ba àllarba bii di ñëw bu ko defee ci kanam tamit bu ñu leen waxee ñu mën a am chance ubbi ligne bi ngeen mën a woote wax ci li ngeen xalaat ci waxtaan wi ak ni ngeen ko dégg waaye dafa am lu ñaaw loo xam ni dafa xew Sénégal naka démb génn ñu di ko waxtaane di ko ñaawlu parce que li tax ñu di ko ñaawlu moo di groupe boobu nga xam ne ñoom la ñuy wax kër gi ñoom caat bokk ci ak ñoom kilifa ak ñeneen bu leen fàtte ni at yële ci ginnaaw nekkoon nañ fi di wax ay wax ci jamonoy président Ablaye Wade dañ doon taxaw di xeex ak président Ablaye Wade di dugal def ay yoo xam ni kenn xamul nu mu demee ba ki nga xam ni moo di président France ñëwoon na fi dem seeti leen ak yooyu yëpp te yooyu yëpp ay menaces la woon ci biir réewu africain yi loolu may leen bayre ba tax ñu di leen woo ci yeneen réew yi ñuy dem ci réewu jàmbur yi di fa yëkkati ñooñu waaye nag am na loo xam ne bu fekkee président de la république Macky Sall yor na jikkoy sénégalais yor jikkoy nit ku yiw yor jikkoy jullit yor jikkoy nit ku baax am na yenn réew yoo xam ne loolu xewu fa de ba ñu ko fi defee dem Congo waa Congo dañu ne leen tiip ndax dañoo dem di bëgg a influencer di bëgg a pénétrer ci jeunesse jàmbur yooyu di ca dugg di leen defloo yi ñaaw bëgg di leen wàcce ci mbedd mi ak di leen tàlloo seeni réew ñooñu ne leen teep dugal leen ca kaso ba menacé leen defanteeg ñoom lu saf sàpp ba ko président de la république Macky Sall yëgee première dame yëg ko ñoo jóg di ci dox ay diplomatie ba ñooñu bàyyi leen ruus président Macky Sall ñu yabaat leen ci avion bi indiwaat leen Sénégal kon ñoom bu ñu doon nit loolu waroon naa tax ñu am lu ñu seet bu ngeen di campagne seet leen ki leen neex ngeen ànd ak moom fii kenn ku ne am nga droit seet ki la saf nga ànd ak moom ndax man ki ma saf laa àndal te muy président de la république Macky Sall waaye ñoom defuñu ko dañoo ñëw génn single booy roy ci réew da ngay roy lu baax américains yi ñu nekk dañ leen di gis seen way yoo xam dañ koy def sax di ci saaga ñun loolu du suñu culture ñun way ak saaga bokkul way lu neex a ko tax a jóg way da ngay taggi maam bégal nit ki wala nga way jikko wala nga way luy yeete luy daw yaramu nit ba mu jooy wala mu yëg ci boppam waaye way dugg studio di saaga wala ngay wax lu ñaaw wala ngay wax lu nga xamante ne tey ji boo toogandoo sa papa du ngeen ko bëgg a dégloondoo wala boo toogandoo sa yaay du ngeen ko bëgg a dégloondoo yooyu du jikkoy doomu sénégalais yooyu rafetul nañu leen delloo si xel yi te fóotaat xol yi te ñu jëlaat jikkoy rafet yu baax yi nga xam ni sunu maam yi moom lañu fi bàyyi woon ñu dellu ci ndax lii kat jëmul kër te du lu baax te jëmalewul jeunesse bi fenn ñu dem def ay cassette di ci wax di ci xas président de la république Macky Sall naan président Macky Sall saay-saay la ñoom ñoo ko wax lii du samay wax dama koy baamtuwaat parce que tamit nit ki boo joteeg moom fas yéene jëflanteeg moom wala dara da nga naan lii la ma def ba noppi nag nga dooru jóg
waaye wax ku la waxul dara ku la joteelul dara koo xam ni ngëneel la def parce que ñëw ngeen bëgg a dox ci ay chantage président de la république doxul ci ay chantage ngeen wëlbati ko taxaw bëgg ko chantage bëgg ko xas bëgg ko booleeg askan wi président Macky Sall jëkkëru jàmbur la président Macky Sall bàyyi jàmbur la bu mu nekkul ay président ba te nit la te dafa am lu nga xamante ni mbubb boo ko natee jotaloog bu ko solo sa morom du ko jot bërki démb ndaanaan boobu ñuy wax Ami Collé duggoon na fi ci benn WhatsApp wax fii ni président Macky Sall unku la président Macky Sall saay-saay la wax ko yu bon ba gars yi dig jàpp ko téye ko ñu def ay intervention ak yooyu ñu mujj ko baal kon loolu valable woon ci Ami Collé nag tey jii moo gën a valable ci te ñii erreur bi ñu jëkk a def moo di xanaa ku dul artiste wala ku xamul te lan mooy droit artiste fii di ngeen gis film yi sax bu ñu koy def ci mbedd yi dañuy baare nu nga xamante ni dañuy fexe ba yéen ñiy romb du ngeen feeñ ci film bi parce que fii koo jël image ni dugal ko ci film wala nga dugal ko ci clip wala leen te amoo autorisation kooku bu wëlbati ko porter la plainte wala mu suula mën ngeen am problème ñoom nag morceau bi dañu koo def jël clip bi def ci vidéo président Macky Sall di ko tudd jël image yu Serigne Dakaru def ci jël image yu ministre de la justice muy Ismaïla Madior Fall def ci jël image yu Aliou Sall def ci ay tooñ yoo xam ne mu wóor la ni ñooñu tey jii ñoom bu ñu amuñu seen autorisation jël leen di leen dugal ci seen i clip tey jii loolu rek tey jii bu ñu leen ci porté woon plainte ñu am problème rawatina nag jël image yu président Macky Sall teg ko naan image Macky Sall saay-saale ak nangam ak i nangam tey jii nit ñi wax nañ ca ku ñuy wax maam Moussa Fofana sama xarit la moom nga jiite mouvement boobu ñuy wax Marème tubarkalla macha allah di nekk présidence moom tey invité nañ ko Seneweb wax na ci ma bëgg leen koo tegal nag ngeen déglu ko ngir seen nopp bopp ndax di dégg way ñi naan way ni lii rek amul kii amoon sax pour teg ko di leen defal promotion waaye dama koy teg yéen askan wi ngeen déglu ngir ëllëg bu ñu ubbee ligne bi ngeen wax ci parce que am na loo xam ne rafetul jekkul te lii ñuy wax kuñ ko ci waxoon wala ñu wax ko sa bàyyi tey du la neex kon nit ki mën nga politique waxal ci bilan wala nga wax ci lii ni man kat ànduma mu wala mais waxi ñaaw yéen nii dafa rafetul ci rawatina koo xam ne c'est un président de la République universel le président de la République du Sénégal élu au suffrage universel président institution la xam ngeen ni jamonoy Senghor kenn ñemew ko woon jamonoy président Abdou Diouf kenn ñemew ko woon bi président Abdoulaye Wade di ñëwee may nit ñi liberté bu ëpp tubarkalla baadoo la boo ko mayee genn wàll liberté dalay laaj fukki kilo te ñoom li président Abdoulaye Wade doon def defu leen ko woon ngir wax leen ni xas leen nit ñi wala saaga leen nit ñi dafa daan wax fu ma dem bu ngeen amee lu leen neexul takk leen seeni morceau yu xonk ma xam ne am leen neex ngeen ñëw ñu waxtaane ko te loolu mu wax waxu responsable la waxu njiit la waxu kilifa la ndax bu ñëwee ñëpp tàcc du xam luy fii metti waaye bu ñëwee wax loolu mu wax tey ñi ñu dégg mais ñoom nag déggewuñ ko noonu dañoo defee ni démocratie réewande la ak yabaate ak saagaate ak wax lu ñaaw ak wax lu nga xamante ni bu ñu leen jàppoon tey tëj leen ci benn bërëb seeni ndijaay jóg seeni papa jóg ñuy dem ci xalif général yi di ñaane ku nekk di jaabante coow li ni kuru ñuy ñaan njëkk def yëpp yare dikku yi askan wi dem ci war a jóg nguur gi jóg ci yi dafa am pour jeex c'est pas normal danaa leen ko tegal nag tey ngeen dégg mbokk yi ñu ngi woote nii bëgg di wax mais dama leen di wax rek ni leen ubbeeguma ligne bi parce que dama bëgg def nii am na programme bi yenn saa yu ñëw bu ma demee ba ci kanam ba ubbi ligne bi nag bu ko defee nit ñi mën a wax ma tegtal leen ngeen dégg wax way ju ñaaw bi nga xamante ni ñoom wax nañ ko ak caat moomu def ko ak kilifa ngeen dégg wax yi nga xamante ni wax nañ ko ci askan wi yëpp di ko ñaawlu ba ñëpp di ko def ay revue de presse di ko wax kon ngeen déglu tey ji li nga xam ni moom la ñu def seen clip boobu. ah soxna si gis nga de tubaab yi ñu ngi ñuy jaay lépp ñu ngi ñuy jaay géej gi ñu ngi ñuy jaay yéet ak sax netetu. Rien à se mettre sous la dent. 7 ans ñu perte suñu temps ci bii banditisme d'état sans précédent. Même truand, même fainéant, même incompétent, même vieillard dans le vent. ñaata buubu golo ñoo transhumé, ñaata patron de presse acheté, ñaata juge sans dignité. ñaata bavure policière ñaata litige foncier ñaata ministre yu cuune ñaata scandale ñaata ñoo am couverture médicale ngay saraxe ay bourse spéciale rien que ton parti fàtte la patrie pétrole sa rak contrat say goro marché public tubaab yi sénégalais yi kolo même chat yi même chien yi amuñu vergogne stimé seen cere suñu rongoñ jongi suñu carte yi da ngaa tële xam nga ne dañ la fi jëlee léegi dafa naan li dugg nag lépp dafa jaay ñi ànd ak moom ñaa ngi raasa
sunu xeet lebe suñu tet bàyyil ñu fi ay det njàng ma nga l'hôpital ñàkk plateau médical falu fàttali la fal sa bopp rek nga defal référendum teg sa loi bëgg nangu suñu droit joxoon ndaw ñi ay emploi PSE di plein en bois tuy sa poche ay milliards gouvernement des connards taf sa bopp ay vieillards bés rebés ak milliards justice bi léegi dafa naax li ko fi nag lépp dafa jaay ñi ànd ak moom ñoo ngi rasaay lépp dëgg Macky mooy saay saay justice bi léegi dafa naax li ko fi nag lépp dafa jaay ñi ànd ak moom ñoo ngi rasaay lépp dëgg Macky mooy saay 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 la saay saay la mu mën a mën saay saay la mu ngañ day saay saay la saay saay la mu mën a mën saay saay la mu mën a mën saay saay la mu mën a mën saay saay la saay saay la saay saay la mu mën a mën saay saay voilà mbokk yi defe naa ni way bi mi ngi noonu ñu bare dégg nañ ko te dégg ngeen wax yi nga xam ni wax nañ ko non seulement wax ji sax mais image yi dama fàtte woon ñu mel ni ay excellence kii di monsieur Moustapha Niass def nañ ko ci di wax ay mag yi mu àndal li ngeen bëgg duñu ko def Moustapha Niass mi président de la république teg ci wetam dafa am xam-xam am calibre am nu mu mel ku mu ji doonoon sa baay tey nga sant yàlla ko amoon bàyyi bu toll ni Moustapha Niass da nga ko tiitaroo ak li mu def ci carrière ak li mu nekk ba léegi di soox di taxawu Sénégal ku amoon ku mel ni Tanor da nga ko tiitaroo ku sa bàyyi meloon ni président Macky Sall da nga ko tiitaroo waaye nag wolof nee na boo mayul say mbokk jàmm mayoo say kilifa respect koo dig jàmm wala kilifa jàmbur boo dig respect da nga koy nax lii nag Mame Moussa Fofana am na lu mu ci wax moom lañ leen fas yéene indi li ngi bëgg ngeen déglu ko moom sunu xarit la wax dëgg yàlla bokk ci ñuy jàppale son excellence monsieur le président de la république Macky Sall tey invité na ko invité ko ndax affaire bi mi ngi génn 31 décembre ñëpp di ci wax am na mbokk yu baax yu ma doon woo léegi di ma wax ni vraiment bugguñu sax ma teg musique bi bugguñu ko dégg parce que ñoom dégg nañ ko ci net bi ak yooyu mais rafetlu wuñu ko ñëpp di ko coow ma ne leen dégg lu mu metti metti da nga koy wax parce que tey boo demee tribunal lu ñu la def lu mu metti metti boo taxawee ci kanamu juge bi da ngay wax ni diw lii la ma def diw lii la ma def man ma def lii ginnaaw nag askan wi ñooy dégg te ku ci wax tey nga waxal yàlla ci genre yu mel nii ñu di ko wax da nga leen di tegal ñu xam ndax CDS mbay dàgg bu ko defee ñu déggal seen bopp waaye naa leen dafa am way bu ñu way ci président naa nga ma ne te dégguñu way wi loolu amul sens moo tax ma bëgg leen ko tegal bu ko defee yéen ngeen dégg gars yi bu ko defee ñu xam bu baax ëllëg la ñu mën a wax kon ñu déglu Mame Moussa Fofana suñu xarit bi nga xamante ni moom moo di coordinateur mouvement Marème ñu déglu moom li nga xamante ni wax na ko ci mbir mi bi ko journaliste bi laajee tey. Fofana bu ñu la déggoo li nga wax nañ ko sukkandi ci bilan boobu noonu bëriwul nag ñoo xamante ni dañoo bokk ak yow xalaat bu ñuy xayma rek groupe bi di kër gi génnee na sax ab way duppee ko saay-saay jëmale ko ci ki nga xam ni moo di le président Macky Sall bi nga dégloo loolu ana naka la lu def. Mahmoud yow miy jàkkaarloog man est-ce que sañ nga wax sa baay saay-saay la man mii sañu ma wax sama baay saay-saay la muy kilifa muy caat muy Fou Malal ak képp ki yeewoo seen groupe bi sañul taxaw ne la bàyyi saay-saay nga kon bokk dañu war a respecter. waaye Mame Moussa Fofana bu ñu la dégg bàyyi la ñaari yoon nekk na président nekk na institution dañ ko war a respecter bu baax a baax a baax parce que ñoom régime Ablaye Wade d'accorduñu ak président Ablaye Wade régime Macky Sall ñëw d'accorduñu ak président Macky Sall waaye dama bëgg yéen ngeen jugement donc kan mooy problème bi ñoom ci seen bopp ñoom ñooy problème bi ñoom seen bopp ñoom ñooy problème bi ah parce que ñoom temps yi passé fëgg nañ palais bi président Macky Sall faalewu leen moo tax ñu génn nii di saboter di génn ay clip naan président saay-saay président kenn war ko wax saay-saay dañ ko war a respecter te puis ñoom sax man
lan moo ma gën a jaaxal sax ñoom si ñoom temps yee passé si ginnaaw boo leen xooloon ku si nekk mi ngi sew ruuj nañ wax fu ñuy jëlee xaalis bi rab dong même rab bu dëgër bi sax mënul fay xaalis sàkkantumaa ñoom ñu doon rab ñëpp léegi ñu ngi dem di def mbalax baa gën a dox kon ñoom dañoo war a ñoom fan la ñuy jëlee xaalis waaw fan la ñu war a jëlee seen xaalis bi ñu yor nii loolu yëpp dañ ko war a leeral askan bi. Mame Moussa Fofana dama la dégg léegi nga ni ñoom dañoo fëgg panier loolu am nga ci ay firnde yu leer. am naa si firnde yu leer fëgg nañu pare président Macky Sall faalewu leen parce que Macky Sall du àndal ku dëng ku jub la parce que mënoo nekk régime Wade attaqué ko régime président Macky Sall ñëw nga attaqué ko au début nga bàyyi ba fin bi élection di waaj a ñëw nga fëgg pale président faalewu la nga jël say musique jël say gars yi fay leen ñu nekk si kaw télé bi ngay xas bàyyi jàmbur te yow ñemoo taxaw sa bàyyi di ko xas. kon bu ñu dégloo li nga xamante ni moom nga jot a wax ñi nga xam ni ñoo di waa kër gi intérêt moo leen tax a jóg. non intérêt moo leen tax a jóg intérêt population bi taxu leen jóg ñoom seen intérêt bopp moo leen tax a jóg seen bopp la ñuy liggéey di def seen poste waaw temps yi passé maa ngi dégg financé na leen fi 300 millions waaw nañ wax loolu yëpp si lan la bokk waaw ñoom nañ wax ñoom fan lañu féete nañ wax sénégalais yi fan lañu féete ak lan moo waral ñu jël Macky Sall di ko teg si deram lu bon yi te président Macky Sall defar Sénégal ba mu jub xoj ci defar Sénégal boobu ci la ñuy jeexale may fàttali ne yow yaa jiite mouvement bii di ànd réélire Macky. waa mbokk yi dégg ngeen kooku nga xam ni moo di Mame Moussa Fofana suma xarit la nit ku baax la di càmmiñal première dame Marième Faye Sall wax dëgg yàlla créé mouvement Marième boobu nga xam ni wër na Sénégal di nit ku baax tubarkalla macha allah di nit ku baax mi ngi noonu comme moom tamit loolu la ci wax ak xalaatam wax ji nag bare na Sénégal ku ci nekk di ci wax waaye nag li ci kanam rawal bët ndax sàccum làmb yomb na waaye foo ko tëggee jafe tey rey tubaab yomb na waaye fekkem njaal maa jafe mag ñi daan nañ ko wax am tamit beneen mbir bu xewoon tey ci Sénégal mu di président de la République moo dajale woon tey maire yëpp que ñi nga xam ni ñoom ñooy conseil départementaux yi nga xam ni ñoo daje ñoom ñëpp tey ñu daje foofu nga xamee ni moo di ca Salle Douta Seck am beneen lancement bu ñu fa doon def ndax ki nga xamante ni moo di Talla Sylla tey wax na fa wax ju am solo ci kanamu maire yëpp ñëpp dégg ko ba ñu fa jógee tamit single bi nga xam ne Souleymane Faye defaloon na ko président de la République ci 2012 boobu ñu leen fi tegal yéen say Souleymane Faye defal na ko beneen àndaat ci ak Boussa Seck ma mu àndaloon tubarkalla àndaat ci ak Thiombaay ak Ndiolé dinañ leen ko fi indi léegi waaye balaa ñuy ñëw ci loolu ñu déglu rek wax yi nga xamante ni kii di maanaam Talla Sylla wax na ko ci président de la République Macky Sall gis nga nit boo baaxee da ngay nangu lu yàlla dogal dinaa dégg sunu yaay ju baax muy mère seen nee na dogalu yàlla ku gore nangu dinaa dégg it sunu jigéen jeene ba law be nee na lu yàlla dogal ku ko mënta dindi boo yeboo nga rafet ca te président de la République Macky Sall ci waxtaanam di ngeen ko fi dégg léegi nee na fii ma nekk kenn tegu ma fi yàlla moo ma fi teg tegu ma fi sama bopp askan wi ma fi teg ñoom ñoo ma fiy jëlewaat président de la République jombul kenn ku ko yàlla tudd ci yow mën nga ko doon yéen ñiy toog te boo demee am na ñoo xam ne seen doom yi ñu jur ëllëg dinañ doon président wala seen sët yi ñu jur ëllëg dinañ doon président te am na loo xam ne boo amee kenn bëggul ndax lii àdduna jaru ko lépp luy jeex la Senghor jaar na fi jàll président Abdou Diouf jaar fi jàll président Abdoulaye Wade jaar fi jàll président Macky Sall daf fi jaar jàll moomul Sénégal ëllëg ñeneen ñoo fi ñëw kon nag yenn yi dañ ko war a moytu waaye ñu déglu lu baax li nga xamante ni tey Talla Sylla wax na ko ci kees ñëpp di dégg ndax wax sa mbaaxum morom du wàññi ci sa mbaax dara suñ fa jógee door a ñëw ci li ci des ñu déglu monsieur Talla Sylla la mu wax tey. sama principale source d'information comme di daal diaspora bi tey li ci bëri nekk internet toj yi ma sànni président Macky Sall sànni ma ko Abdou Diouf sànni ma ko Abdoulaye Wade mais tëdduma dóoruma maat balaa may ñibbi sama def woy nekk yoon lii nga jël du ren ma ñëw comme sama xarit la mu ne béy ban yoon mooy la c'est de l'intelligence c'est de l'humilité c'est ça mu bëri kon dama lay jox rek ñetti yaa waaw su ma xamee def naa ko yaa bu njëkk bi mooy yaatal rek ñun ñi am loo rek ñaareel bi yeey ngeen tey bu parcourir le pays gis les réalisations xam ni yeey ngeen bu ñaar yooyu dajee nag day matal ñetteel bi mooy kon deuxième mandat bi ngay wut au premier tour yeeyoo ko. mbokk yi dégg ngeen loolu la Talla Sylla wax muy wax ju rafet nee na ko li ma la sànni xeer defuma ko président Abdoulaye Wade defuma ko président Abdou Diouf waaye tëjoo ma dóoroo ma ay marto
loolu la ko wax gars yi tàccu mu dellu ni ko ñetti yaa dinaa la ko indil ndax yaatal nga ñu ñun ñi àndoon ak ñi àndul woon ak yow ba ñu bare fekk si la yay nga ñu tey deuxième mandat bi ñu la fas yéenee jox yayoo nga ko lii wàññiwul dara ndax man lam yaskuru naas la yaskurullah ku dul gërëm nit doo sant yàlla nee na président Macky Sall ba ma woye way woow nag dinaa dégg sam ni ñu di ko def ginnaaw nag ki ko woyoon moom ci boppam mi ngi koy rëccu kon ñi koy teg di ko bàkkoo war nañ koo teggi te wuti yeneen mooy way woow ngeen di dégg ma di ko wax ana magi nene mene 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 ana ne mene mene waaw eeru Mbiliam Ba boobu mu way ñu di ko way naan Macky Sall xawma lan moom mi moo ko wayoon kon nag teggi leen ko dinaa dégg sam ni ñu di ko ubbee moom borom way wi sax bu sañoon tey ji wayu ñu dugal ko salle de mort ndax nee na ko yey nga ñu nee na président dafa ñëw ba ci moom ni ko waaw taala ginnaaw yoon wi du foofu fan mooy yoon wi nee na loolu mooy woyof loolu mooy baax loolu mooy ouverture président Macky Sall bi su ne dama koy wax gars yi nee naa leen tagg nit ko wala nga ŋàññi ko loo ci def te jaxasoowu leen yaa ngi ci erreur man waxuma sax ay waxu président waxuma sax ay waxu teral nit waxuma ak loo wax mais man sama digganteeg yàlla li ma xam ci moom nit ku rafete noonu jikko nit ku baaxe noonu mosuma koo gis président Macky Sall dafa woyof baax siggal nit mën a sagal nit boo ñëwee loo tuuti ci kanamam loo ndaw loo ñàkk solo boo ñëwee da lay nuyoo ñaari loxo teg la ca kaw soulager la waxtaan ak yow waxu gor président Macky Sall mën na toog ci saal fukki nit nekk fi mën naa déey ak yow loo xam ne ñetti nit sax duñ ko dégg di nit sutura di nit ku baax boo gisee xam ne yàllaa ko yaral boppam bu leen xool rek parce que président la parce que lii la parce que la président nag état moo koy couvrir te am na yoo xam ne état nanguwu ko ci njiitu réew nit di ko def wala nit di ko wax ndax buur du ay dakkee ñooy ay waaye di leen ko dégg noonu président Macky Sall képp kuy nit ko am solo ci Sénégal rek jox nga ko cër bu dee kilifa diine yi respecté nañ ko fonk nañ ko safoo nañ ko faalew nañ ko doo dox ba dégg benn kilifa diine wala benn nit ku baax mu wax Macky Sall lu ñaaw doo dox ba dajeeg benn kilifa aada bu baax mu wax président Macky Sall lu ñaaw doo dox ba dajeeg benn responsable bu nga xamante ne dañ koy joxar bi di ko gis mu taxaw wax président Macky Sall lu ñaaw buñ ko jëlee dañ koy teg ca kaw parce que dañ ko respecté parce que dafa nit koo xam ni yàllaa ko teral di nit ko baax kon Talla Sylla lii mu wax ci mbaaxam la ko teg ak ci goreem ba ñu jógee ca loolu nag li nga xam ni moo di CD bi nga xamante ni indiloon nañ ko tey président de la république Macky Sall ki ko way di Bousso Seck dolli naa ko ci programme bi dina ñëw ci nouveau de l'émergence bi ndax dafa am mérite di way président de la république fu mu toll di xale ñeeño bala mañ sa bu baax bu mën a way jongama baax tubarkalla neex mbaal macha allah di ko wax kon mérite bu ñu indi ci kuy way réalisation président Macky Sall rek am na ci droit moo tax dolli nañ ko ci programme bi Bousso Seck dina ñëw ci nuit de l'émergence bi Fatou Guewel Diouf dana ñëw Abou Thioubalo dana ñëw Khady Mboub Ngoyane dana ñëw dama ne mbokk yi keroog dana mel ni tuq sa bënn saañ ba réer tubarkalla guddi gi dana riis dana neex te ay ndaanaan lañ ko tudde Thiane Diassé ca Bronze Atia Sarr ca Brooklyn Awa Diouf ci Harlem Maretu Yum ca New Jersey tubarkalla macha allah ajaratu Nogoy Mbuub ñooñu tubarkalla ak ñi nga xam ne ñoom la ñooy patroniser ak invité d'honneur di ci woo nag suñu invité d'honneur number one moo di opposition man ñoom laa jëkk invité ñooy number one te la ma leen waxoon jóguma ci dama bëgg ngeen ñëw ku bëgg ñëw ku bañ ñëw da ngeen di am sax pour ñëw par force car lañ leen di wutal spécial di leen wër di roñ kon loolu incha allah pare nañ ko kon nag ñu dégg wax ji nga xamante ni tey jii wax nañ ko fa tey ci single boobu nga xamante ni am na foofu ca tey ci Duute Seck fi ñu doon daje sànq la ñu ma ko yónnee ma fas yéene leen ko tegal yéen ngeen déglu ak wax yu rafet yi nga xamante ni Bousso bu mu yëkkatee ba acapella ba wax tey appréciation yi ñu ci def Thio Mbaye wax président de la république tamit wax tubarkalla macha allah mu nekk lu rafet lu nga xamante ni war nañ leen ko indil ngeen teg Malick Sylla maa ngi lay nuyu ngay non yaa ngi ree da nga jooy le 24 kon baax na kon mbokk incha allah kon ñu déglu rek Bousso Seck incha allah. macha allah ko mën a way waaw la kat
2019 ñu ànd nag ak artistes yu bëri aussi ñu sant seen i woy kon bilan bi daanaka léegi wax nga bilaay jeex na jaajëf Fall président yow kay yow président waaw numéro ma kee ko moom loolu am na solo waaw mi ngi noonu xam naa ni Sénégal ngoog ñiy wax lu ñaaw ak lu bon a ngi fi waaye ñiy wax lu baax it tubarkalla macha allah ñu ngi fi loolu nga xamante ni moom la ñu waxal son excellence monsieur le président de la république du Sénégal. mbokk yi comme ni ma leen ko waxee rek xam naa ni ñoo ngi bëgg a jéggi waxtu wi ni may def rek mooy ma indil leen single boobu nga xamante ni way nañ ko Souleymane Faye def ko ànd kooku Boussa Seck ak Coombaay ak Njolo muy lu neex lu am maanaa gars yi nee nañu tey ministre yeeg ñëpp dañoo daanu tubarkalla ñi leen yéen single bi ngeen def bu njëkk ba moo dàq bu njëkk ba kon ñu déglu way wuris fi nga xamante ne way nañ ko son excellence monsieur le président de la république Macky Sall ki ko way di Bousso Seck fas yéene na ñëw ci nuit de l'émergence bi ànd ci ak Souleymane Faye ànd ci ak Coombaay Njole taasu ci neex Souleymane Faye way ak Bousso Seck Njole ak Coombaay taasu kon gars yi ñu déglu président Macky Sall xam naa ni mi ngi noonu ngeen dégg ko rek nu muñe ko way wu ñaaw wala jël lii bégale ko suñu xol ndax nit mën nga way wax lu baax te doo wax kenn lu ñaaw doo way kenn lu ñaaw ndax loolu du suñu culture du suñu aada way saaga moom ak way xaste moom defe naa ni yooyu buñ ko daan wax sax xëy na ci laabaan ci kii lañ ko daan waxee xaxar wala yooyu buñ ca pare nañ ci kon nag nu ñu jéem a def rek ñu jéem a maanaam déglu li nga xam ne moo di wax wi nga xam ni moom la Coombaay def ak Boussa Seck ñu jéggee ko waxtu bu leen fàtte yéen a déglu seen émission penc mi réew mi ci WP 8930 AM ci mokk ci machine bi ak ci micro bi di seen mbokk seen xarit Oumar Diaw Seck. man de mën naa ko waay gars yi fi ngeen ko jëkk a dégg nag dara jaru fi coow lu bari ndeysaan ñun waa Sénégal Macky ñu doy moom la ñuy fal waay moom la ñuy fal dara fi coow lu bari ndeysaan ñun waa Sénégal Macky ñu doy moom la ñuy fal waay nga ne dëgg la waaw waaw kenn nawloo tuunu asalaamaaleykum penc mi réew mi
allo salaamaaleykum. salaamaaleykum Alaaji Omar. waaw ku baax kooku sëñ Basirou. ah wallaahi la tabaarakalla woy bi neex na. jërëjëf dem jërëjëf. ah sa waa ji rek dafa neex a woy de kaar baarikalla macha allah. maa la ko wax loolu Thierno Mbédioune Gana Samba Dia moo la jikko ji dafa neex a woy. dëgg la. jëmm ji neex a woy kaar baarikalla rafet na mën na solu. dëgg la jëmm ji neex a rëy te kat ay kaf comme nit ñi ñëpp di kaf léeg-léeg nga wéet ma léeg-léeg mu ñaalu mu yaakaar nga yaakaar kaf ay kaf nit ku baax la. nit ku yiw la baax jabar. wallaay macha allah wallaay wax dëgg moom la Sénégal di fal de. incha allah fal bu yomb sax. moom lañ ko wayal de jërëjëf. Alaaji Omar. du xam nga daay. daay xam naa ko bu baax. lafañ du fay daay. déedéet. gaay lafañ lañ bay sa pompier bu ñëw fay daay. wallaay wax nga dëgg de. wax nga dëgg de yàlla na defal jàmm yàlla bi kontaan naa toog ci woy bi. maa la gën a kontaan. moo tax léeg-léeg ma dégg gars yi di wax naan président Macky Sall dafa ni ñàkk deuxième mandat dee moo ko gënal. loolu boobu wax de yéen a xam fa ngeen ko jëlee waaye ñun de mësuñoo dégg président Macky Sall wax ko. su fekkee nag am ngeen fu mu ko waxee na ngeen ko génne teg ko ci rajo yi nit ñi di ko dégg. ndax ñun ñi di ko ànd ak moom di ko topp mësuñoo dégg fu Macky Sall waxee ni ñàkk am deuxième mandat dee moom a ko gënal ndax bakkan moom lu mu jar lamb. te président Macky Sall moos defe naa ni dund ba kumur moo ko gënal di ñàkk ay deuxième mandat Macky lu muy dawati bu dee président de la république élu au suffrage universel dégg na ko ba noppi gor du ni regguma ñamuma ko lay wax te ñam na ko ba noppi tubarkàlla macha allah juróom-ñaari at defe naa ni boo ko defee ci nguur yàlla deseelatu la dara te ndomb gu am maanaa gu ne ci Sénégal rek takk na ko kon gars yi nañ déglu lii gars yi wax waay moo gën naa ni leen ndox mu sedd bu ngeen mënee am njar baax na. wax ju bari ndeysaan ñun waa Sénégal Macky ñu doy moom la ñuy fal. dinañ toog moom la ñuy fal. fii coow lu bari ndeysaan ñun waa Sénégal Macky ñu doy moom la ñuy fal. yow waay. nga ni. dëgg la. kenn nawloo tuunu. bokk yaakaar. wër bitim réew. ak ñoom. ak ñoom. ak ñoom. ñëpp jóg taxaw. dëgg la. ngani Aliou Ba xaritu Macky Sall yaa ngi ci biir kabilaay wax ak ñoom wër na biir Sénégal Macky def na fa dara waay gaay jóg leen waay mu koy doxe ndeysaan ba noppi yar lool am di ñitte moom la ñuy fal dara jaru fi wax ju bari ndeysaan ñun waa Sénégal Macky ñu doy moom la ñuy fal. xale yi boobu ngeen di dégg moo di Bousso Seck dina fas yéene ñëw ci li ñuy wax nuit de l'émergence incha allah ca National Black Theatre na ngeen ko fekke incha allah mu di le 15 février 2019 fii ci États-Unis le 16 ñu dem Washington le 17 ñu dem Atlanta mu fas yéene ci ànd ak Ajaratu Fatou Géwal Diouf ak Abou Thioubalo ak ki nga xam ne moo di Khady Mboup Ngoyaan kooko di Bousso Seck. salaamaaleykum pencum réew mi. maaleykum salaam wa rahmatulah. ku baax kooku. Amar ñu ngi siyaare damay jërëjëfal ci leeral yow ngay def noonu dama tuuti damay dégg wax jooju quoi moo tax rek nii leeral bi ko leeral li baax na trop quoi ci affaire man deuxième mandat beeg affaire moom a gën a islam ak nangam jërëjëf waay ci leeral dëgg la baax na dinañ ko leeral parce que man la Serigne Kane laaxutuma wala dara man la Serigne Kane damay jërëjëf ci leeral googu nga leeral lu tax ngay làkkatu yow asar wa nga bokk kuy gestu ma su ci am sa maama moom dimat yow mii doo gestu mukk asalaamaaleykum ku baax kooku. morceau bi da ngay bàyyi ba am décembre naa nga ko teg dafa neex trop. ah déedéet dañoo ñaan morceau bi ñaan la dañuy ñaan ah dafa neex noonu torop. ëpp na bañ bokkoo. waaw dëgg la de ku bañ bokkoo de. bañ bokkoo de. yow daal yàlla na nga gudd fan jërëjëf. 5 mandat lañ bëgg. déet bàyyi ñu yemale ko ci ñaar rek ñii buñ ko defee 3 sax dañuy xam ginnaaw 2 la ñuy laaj rek ku ne di say. waaw man bàyyi ñu xam rek ni xam rek ñëpp xam rek. jërëjëf ndeysaan. asalaamaaleykum pencum réew mi ku baax kooku.
allo. waaw ndax morso bee neex yaay ree nag morso bi neex na. président yeggaleel moo jig waa Sénégal. président yeggaleel yaa jig waa Sénégal. dëgg la. Macky Sall yeggaleel yaa doy waa Sénégal. yeggaleel. déggu leen fii. li nag moom li xale yi wax fii toj na fii toj na. bilaay Sall ngaali fii toj na toj nga ko ba mu mokk te tojee woo koy wax de te bu incha allah le 24 bu jotee nga nappaaje leen. asalaamaaleykum pencum réew mi. asalaamaaleykum pencum réew mi. allo asalaamaaleykum pencum réew mi. waaleykum salaam wa rahmatulah. alaaji kilifa ñang baalo na nga def. waaw xanaa fas yéene ñëpp dem di campagne yi pour fexe bu élection yi ñëwee nu wote jëli carte dem voté bu soobee yàlla bu soobee parce que bu doon ay saaga dong Macky Sall génn na pale ba demee ndax ku ne saaga na ko xale saaga na mag saaga na ku ne saaga kenn ñi ma la taxaw ci benn kër tubaab taxaw fa di saaga kenn lay jaar ci mbedd yi dox déedéet boo def dañ lay rey balaa kenn ñëw dëgg la kuy wax lu ne nag la ko ciy fekk ngi ñëw ci kanam jarul di leen jarul tontu dëgg la jërëjëf kuy wax am na doo kenn dem ci këru diine teg fa kaset bi naan déglu leen xale yi duñ wax ci saaga dëgg la boo ko defee ñoom ñu lay jóg fi yàgg say xale yare di ko rek yare di ko rek day xale même bu ñu yaradiko bu ñu yaradikul am na ñu leen di xaar te ci seen kaw lañ gëm dëgg la nañ continuer ci liñ nekk ñoom ñooy liggéey loolu danañu def maa la ko wax maa la ko wax jarul sa yorante ci rajo jarul te di leen déglu tegal lu neex lii ñëpp di ko dégg ñu dem ay nit pour ñu wate dëgg la bu ñu demee ba ca élection di waa que nee nañu carte amul élection du am dañuy xeex ku mën a xeex ak Sénégal a ngo dëgg la de xeexuma saaguma kenn jërëjëf ñang kontaan nañu ci yow kontaan nañu wax nga dëgg rek mooy loolu waaye boo gisee ñu di ko teg ñun sax teg bi bugguñu ko waaye dañ koy teg ngir nit ñi déglu ak ñi ko dégluloon bu ko defee ñu xam ndax sa maam nee na keroog la yow yaa gën am na ñu bari dañ ma woo ci suuf am ci lu leen naqari vraiment ñu bëgg président Macky Sall ñu ne ma bul ko sax teg nangam ak nangam man leen dinaa ko teg pour ñu xam loolu rek moom moo tax waaye président Macky Sall moom tubaarkàlla macha allah li Alaaji Ablaye Mbay Peex di wax rek nee na pem joo gis pela ma koy mujj te nee na wax moom bu mu samp jëf ni ko bu ma la fa fekkee nga toxu kon nag nañu déglu ki nga xam ne moo di son excellence monsieur le président de la république Macky Sall ci waxtaan wu am solo wi nga xamante ni dig nañ leen ko léegi fas yéene leen koo indil ngeen déglu ko muy lu am solo lu am maanaa lu nga xamante ni di ngeen ci dégg bu baax lu nga xamante ni da ngeen ci békk bu baax kon ñu indi leen waxtaan wi ngeen déglu waxtaan wi son excellence monsieur le président de la république def ñu tudde ko grand entretien mu def ko keroog ci njeexitalu at mi jàkkaarloo ak journalistes yi ngeen dégg li nga xam ne waxtaan nañ ngeen dégloo ko xel nag te bañ ko dégloo xel ndax tubarkalla macha allah wax ju am solo ju am maanaa la fi wax Seydi Sall. côté xibaar daje fii war a jàkkaarloo ko njiitu réew mi war ko poser ay question maanaam ci li nga xam ne nii moom la yore réewum Sénégal ma présenté rek président boo ma ko mayee ñi nga xam ne nii ñoom laa seexal liggéey bi tey tàmbalee ci Aram Ndaw moom mu ngi nekk journaliste fii ci RTS ak it François Xavier Thiaw RTS la nekk moom tamit Cheikh Yérim Seck bu Yérim Post Khalifa Diakhaté bu iRadio ak it Ibrahima Kane bu télévision Futur Média ci sama ndeyjoor maa ngi fi ak Cheikh Diaby bu 2STV Maymouna Ndour Faye bu 7TV Daouda Mané bu Soleil Aliou Diarra bu Sud FM ak it Mohamed Gueye mu ngi nekk Le Quotidien am na it yeneen naataango taskatu xibaar yoo xam ne ni ñu ngi fii dinañu ñëw ci kanamee tuuti moom man ci lim rek Bamba Kassé bu nekk APS di agence de presse sénégalaise ak Samba Ardoba bu Dakar Actu ñu ngi fi ak Salé Gueye bu Seneweb mu ngi noonu donc mu nekk fukk ak ñetti journalistes yu war a séq waxtaan bi tey ak kii di njiitu réew mi di président Macky Sall waxtaan bi nag bi muy demee li ñu war a laaj bëri na waaye dañ ko tënk rek ci juróom benn thème muy wàllu économie politique gouvernance diplomatie sport ak it li nga xam ne ni moom la ñuy wax ci tubaab maanaam ay perspectives mooy fi nga xam ne ni fa la ñuy jëm li nga xam ne nag noonu la ñu fas yéene doxalee tey ci débat bi ci waxtaan bi sax journalistes yi ku ci nekk fësal nga yow fan nga bëgg intervenir maanaam ban wàllu thème mu la gën a saxal fan nga bëgg a poser question ku ci nekk di nga tànn nga benn thème bi nga war a poser sa question ci thème yooyu xanaa dañuy ñëw rek ku ci nekk it moo fàttali ne boo poser question am nga it droit def benn relance ñu tàmbali rek ci thème bu njëkk bi muy maanaam économie
économie bi nag mooy maanaam wàllu koom-koom ki ñuy jëkk a jox kàddu gi moom mooy Aram Ndaw bu RTS Aram wax rek ne yow benn question ngay posé jiitu réew mi président Macky Sall tontoom mën nga relancer waat bu fekkee ne lim la wax gis nga ne am na leneen loo si war a mën a yokkaat it mën nga ko poser question loolu nag mooy li nga xam ne moom moo valable pour ñëpp ñu laaj suñu naataangoo yi rek ñu poser maanaam question yi simple ñu dem droit à l'essentiel pour waxtaan bi gën a neex Aram kàddu gaago. jërëjëf Cheikh Traoré maa ngi lay gërëm monsieur le président de la République ñu ngi lay nuyu. jërëjëf Aram. di nuyu tamit mbokk journaliste yi nga xam ne ñoom lañ seqal waxtaan wi naka noonu assistance bi ak tamit ñi nga xam ne rek ñoom ñuy seetaan tey ci seen télévision nationale. waxtaanu koom nag xam naa duñ ko mën a doot tënkuñ ko ci plan Sénégal émergent ndax da ngeen ne mooy cadre bi nga xam ne day intégrer lépp luy politique publique. plan Sénégal émergent nag actualité bi ci gën a mujj mën nañ ne mooy groupe consultatif bi ngeen doon amal foofee ca Paris 17 ak 18 décembre. ngeen demoon uti monsieur le président de la République 2850 milliards far fa jëlee lu toll ci 7356 milliards laaj bi ciy dem rek mooy ndigam loolu ci phase 2 bi la jëm nar a financer plan Sénégal émergent phase 2 lan moo nar a nekk infrastructure yu mag yi nga xam ne moo nar a mandargal phase boobu ndax ci phase bu njëkk bi dégg nañ la sànq ci discours bi ñëwaat nga ci ay projet yu mag yu mel ne Air Sénégal SA TER bi projet yu jam ñaajo yi loolu mandargal phase bu njëkk bi kon koppar bu takku googu ci deuxième phase bi yan infrastructure yu takku tamit lay nar a méngool président de la République. jërëjëf Aram dinaa sawar trop ci wax ci plan Sénégal émergent ndax suñu borom moo ma xelal ba ma xalaat ko jëlee ko nag ci yoonu yokkute booy xool ñaari plan yi jegewante nañ lool waaye am nañu aussi ay complémentarité dafa nekk plan boo xam ne dafa taxaw ci ñetti charte maanaam ñetti wos si ni ko lëbu yi waxee bi ci jiitu mooy transformation structurelle boobu nag mooy jël lu ëpp ci koppar yi ndax ci phase 1 bi maanaam diggante 2014 ba 2018 daanaka 63% xaalis bi ñu dugal ci PSE yëpp mu ngi jëm ci axe boobu muy transformation structurelle fa ngay gis mbéy mi agriculture fa ngay gis courant bi électricité fa ngay gis aussi yoon yi infrastructure yu mag yooyu la ñaareeli axe bi muy lu am solo aussi muy économie solidaire maanaam capital humain ak politique de protection sociale yi ñu def yëpp naka la ñuy dimbalee askan wi ci kaw ñi seen loxo jotul seen digg ginnaaw état bi mën leen taxawu loolu ñu ngi koy gis ci xale yu ndaw yi maanaam gratuité des soins de 0 à 5 ans césarienne gratuite pour jigéen ñi mooy gratuité yi ngay gis ci dialyse yi mooy maanaam de façon générale santé éducation ak formation foofu tam lu toll bi yoon ci 23% ci xaalis bi ñu jëli dana dem ci axe boobu muy njàngale mi formation bi ak protection sociale loolu dafa am solo ñetteel bi tam muy ñetteeli axe bi mooy bonne gouvernance état de droit mais surtout paix et sécurité ndax xam ngeen ni Sénégal tey dafa nekk ci Sahel la bokk te it li ñu wër yëpp nag li yàlla def tey mooy dafa bëri jafe-jafe bëri yëngatu donc wàllu kaaraange gi tam war nañ ko bàyyiwaat xel plus que par le passé parce que ba léegi yàlla def na mos ñu am benn jafe-jafe waaye tey boo xoolee ni adduna bi doxee rawatina Sahel dafa laaj aussi force de défense et de sécurité ñu gën leen a kattanal gën leen a taxawu sécurité intérieure bi ñu renforcer ko mais aussi maanaam état de droit bi aussi ñu gën ko taxawal ci wàllu justice ak moyens yi ci dem pour que loolu yëpp wane ne Sénégal aussi day dox ci wàllu koom mais day dox ci wàllu capital humain mais aussi dans un état de droit et surtout ak des capacités de défendre la sécurité nationale de défendre aussi l'intégrité du territoire donc noonu lañ ko xaajee daanaka de 63 fay wàcc léegi ba 56% ci axe 1 bi maanaam li ñu fa jëlee 56% yi day dem ci axe 1 bi muy transformation structurelle parc industriel yi si la ñu bokk renforcement politique agricole bi ñu def pour atteindre autosuffisance te nga xam ne daanaka si yenn secteurs yi jot nañ ko tey ñu confirmer ko gën moderniser agriculture bi renforcer aussi lépp loo xam ne vraiment mooy indi yokkute production réew mi ak koom-koomu réew mi
ginnaaw loolu nag yoon yi dinañ ci continuer maa ngi leen di wax sànq ci discours bi danaa lancer autoroute Mbour Fatick Kaolack ginnaaw Thiès Touba muy Ila Touba donc booy xool dinañ am ñaari axe yu mag ci Sénégal yoo xam ne fii ak ñetti at dinañ am autoroute bi Kaolack dañu am autoroute bi Touba gis ngeen Touba bi autoroute bi yegsee dañu jël beneen tali bu bees def ko Touba Daara Linguère Matam fii tam bu yegsee Kaolack déjà def nañu Kaolack jëm Ziguinchor parce que Kaolack Nioro Kër Ayib def nañ ko pont bi def nañ ko ak suñu mbokku Gambie grâce à la coopération bu Banque africaine de développement ñu ngi def ci axe bi di ñëw ci programme bi di ñëw Sénoba Ziguinchor donc ci misaal mën nga ndekkee Ndakaaru suñu paree loolu dem añee Ziguinchor lijjanti li ngay lijjanti ñëw reer ci Ndakaaru fanaan ci Ndakaaru donc loolu la dëkk bu naree développé dootuñu wax tant de kilomètres mais dañu naan on est à 1 heure de temps de Ziguinchor on est à 30 minutes de tel dëkk parce que yoon yi dañu baax dinañ ko defar dem bi tam ci jaww ji daañu ko defar parce que Air Sénégal lancé naa keroog juróomi aéroport muy Ndar muy Matam muy Ziguinchor muy Tambacounda ak Kédougou bokkul nag ak li nga xam ne ministère bi dina ko defaraat mu réhabilité Kolda ak Sédhiou mais aussi Kaolack fas yéene nañ ko defaraat mu nekk gox yoo xam ne bu ci ne ci dem ci wàllu roppalaan dana yomb mais aussi dem ci wàllu gaal muy par la voie maritime ci Casamance dana yomb mais aussi dem ci yoon dana nekk lu yomb loolu nag mooy vraiment li gën a am solo ci wàllu transformation bi TER bi tam dinañ ko continuer ba aéroport parce que aéroport international la war a yegg fi mu nekk dana yegg na daanaka Diamniadio mais diggante 2019 2020 war na yegg ci AIBD su ko defee nag réew mi ku wàccati mën nga jël train bu la neexee ci diiru fanweeru minute nga yegg ci Ndakaaru parce que loolu mooy vision bi loolu tam moo tax en fait xaalis bi noonu lañ ko xayma projet yi tam dañ ko càmbar laata ñu dem groupe consultatif d'ailleurs lu laajoon 14 000 milliards la ñun ñoo ko wàññi woon ba mu toll ci à peu près 9 000 et quelques milliards yi nga xam ne moom la ñu wuti woon waaye tey jii avec manifestation bi am ak disponibilité partenaires yi yaakaar naa ne bu ñu ko mënee dinañ demande ba ci 14 000 milliards yi soit plus de 1400 projets. koppar googu Cheikh Traoré bëggoon naa tamit dellu si waat si ndax ni nga ko waxee sànq 2850 milliards moom ngeen uti ji woon yàlla def partenaires yi ne dig nañ leen 7000 milliards Sénégal yu bëri nag amal ci laaj lu tax Sénégal yemul ci 2850 milliards yi mu uti ji woon 7000 milliards yi ñu jël ñu ne ndax du diisal boru Sénégal bi. déedéet du diisal bor bi xam nga bu ma yemoon par exemple 2014 bi ñu njëkk a dem groupe consultatif te la ñu amoon kon du ñu def lii ñu jot a def te réew bor ni ñu koy nattee mooy ndax sa koom-koom attan na di rembourser intérêt bor yi ngay jël ñun nag suñu capacité réew tey jii nekk na capacité yu am solo yoo xam ne kii xayma ci àdduna bi bor yi ak économie muy Fonds monétaire international moom ci boppam mooy joxe atte wane ne Sénégal risque d'endettement faible la maanaam suñu risque suñu bor attan nañ ko bu baax a baax parce que koom-koom bi ni ñu ko téye non seulement amul benn risque pour ñu dem di leb loo xam ne attanuñu ko loolu irresponsabilité moo koy lal suñu gouvernement am responsabilité moo tax lu mu laaj tey ci àdduna bi am na ñu bëri ñuy taxaw pour ànd ak ñoon liggéey parce que wóolu nañu yorin bi wóolu nañu cadrage bi ni ñu koy doxalee te attan nañu ko bu baax a baax ndax tey li ñu mën fay gouvernement yi ñu jiitu woon mënuñ ko woon fay ci capacité donc loolu tax banques yi nangu parce que banques yi duñ dugal seen alal foo xam ne day sooxe donc ñoom suñu demee benn pare nañu pour gunge ñu ci lépp li nga xam ne dañ ko tracé te li ñu bind lépp tam lu ñu étudier la lu njariñ la ci askan bi lebuñu pour di ko consommer lebuñu pour di ko puukara mais dañu leb pour tabax réew mi ngir secteur privé tam mën a ñëw liggéey bi mën a yokk en fait xale yi mën a am nu ñu xëyee koom-koomu réew mi jëm kanam looloo tax mën nga xam ne ña fa ñëwoon duñu rek ñoo xam ne dañuy jàppale sama gouvernement parce que daf leen neex déedéet su fekkoon ne suñu doxalin am na si lu sooke dañ koy wax bind ko kooku noonu la adduna bi doxee ndax benn réew même réew yi ñu ëpp doole foofu dañ leen di critiquer saa yi ñu jàdde yoon donc moo tax toujours ci li ñuy doxalee ci wàllu suñu diggante ak syndicat yi suñu diggante ak waa réew mi
toujours dañuy xool aussi li koom-koomu réew mi attan ñu def ko su ko mënul ñu taxaw parce que am na loo xam ne boo ko defee rek dootoo mën jàppale sa réew ni nga ko bëggee tey jii lii ma leen wax yëpp ci wàllu social bi c'est parce que ñun ñoo am suñu dogalu bopp mais boo demee ba mënatoo leb wala booy leb da ngay fay de bëri su boobaa dañ la naan da ngay dindi programmes sociaux yi Sénégal xamoon na loolu mooy les fameux plans d'ajustement ajustement nag tant que amuloo rigueur weesuwul mais rigueur boobu ci wàllu gestion moo tax ñu wóoluñu lépp lu ñu laaj ñu jox ñu ko te it dañu teg lépp nag ci yoon teg ko ci intérêt réew mi loolu moo waral dinañ dem daal ba fii suñu kàttan mën a yem ci li nekk njëriñu Sénégal loolu amul benn xalaat buñ ci war a am. merci beaucoup monsieur le président Cheikh ma delloo la kàddu gi. yow tamit ñu lay wax jërëjëf jox kàddu gi Aliou Diarra bu Sud FM. Aliou na nga def jërëjëf. Alors, la question de madame plan Sénégal émergent bi yoonu yokkute bi yéene bi horizon 2035 ñu yaakaar ne bor yi nga jël au nom du Sénégal pour financer le développement est-ce que da ngeen si fas yéene dugal perspective yi ñuy xaar parce que Sénégal xam nañ ne léegi dëkk la bu nga xamee ne fii ak quelques années dina produire pétrole ak gaz est-ce que yaakaar nga ne pour financer phase 2 bi da ngeen ci dugal alal yooyu ñuy séentu en même temps fay bor yi nga xamee ne contacté ngeen ko fan yi jërëjëf ci wàllu pétrole ak gaz damay am toujours mbégte di ci wax ndax dafay secteur boo xam ne kàttanu suñu borom dama ko jàng formation la donc mën naa ci wax loo xam ne du rek waxu président de la République mais lii ñu def ci Paris daanaka alalu pétrole bi presque bokk si ndax alalu pétrole bi 2023 lay tàmbali dëgg-dëgg 2022 fin bi 2023 lay doog a dugg si budget bi te booy xool aussi pétrole boo koy tàmbali comme tout investissement at yu njëkk yi du am bénéfice parce que li ngay njëkk a def mooy nga rembourser bor yi ñuy jël ci banque yi pour liggéey lu toll si 5 milliards de dollars bu koy xayma muy presque 2500 milliards ci suñu xaalis war nañ ko def ci ay investissement pour gaz bi doog a génn ak pétrole donc loolu tam code pétrolier dafa wone alal ji siy génn nuñ ko war a mën a séddale d'abord ci diggante compagnie pétrolière yi ak société nationale bi di Petrosen ak état bi lan la ci am wàllam donc boo xoolee ci atu njëkk yi surtout ci offshore profond li mu laaj ci investissement atu njëkk yi daanaka bénéfice mënu si am donc lañ si tiré du bëri si après nag la alal ji gën a ñëw donc lii ñu def ci groupe consultatif bi pétrole taxul donc c'est hors du pétrole voilà maintenant pétrole bi bu ñëwee évidemment daf ñuy gën a may ñu féex gën a amaat yeneen capacité xëy na gën a gaawalaat suñu loxo xëy na objectif bi may wax 2035 peut-être que bu ñu yegg 2029 wala 2030 danañ yegg ci émergence du Sénégal parce que loolu adjuvant la li tubaab di adjuvant maanaam lu ñu yokk ci ñulug bi la loo xam ne dana gën a yombal doxalin bi mais lii ñu wuti woon France pétrole bi taxul ndax programmation bi 2024 la yem 2024 booy xool à peine dañuy tàmbali exploitation bi. justement si wàllu pétrole toujours si Rufisque offshore profond bi dañ si taamu Total amoon na yeneen concurrent yu taxawoon lan moo tax nga taamu si Total. d'abord xam nga suñu géej gi ni mu demee ak suñu carte pétrolière dafa am partie terrestre ak partie océanique partie terrestre bi potentiel bi taxu ko am solo donc léegi li ñu gën a gëstu mooy biir géej gi si géej gi tam ñaari partie la géej gi jege maanaam tefes gi loolu mooy li ñuy wax offshore peu profond potentiel bi taxu ko demee noonu bi boo passé nag lu toll si 1000 mètres balaa ngay jot ndox mi foofu la potentiel bi nekk tey jëm 3000 mètres loolu nag dafa laaj karange gu am solo géej gi bi ñu ko diviser d'abord société Angleterre ñoo njëkk ñëw jënd programme bi nga xam ni moo nekk si diggante Ndar ba Ndakaaru
société bi ñuy wax tey jii BP muy British Petroleum muy anglais yi ànd ak américains yi tudd Cosmos ñoo ko moom. léegi nag ñu ubbi exploration bu bees boo xam ne ginnaaw ñetti junni mètre jëm ci kaw loolu lu bees la loolu lañ tuddee ultra deep profond lu bees la donc ñu ne dañ koy ubbi xool ginnaaw fi waa Cosmos bi nekk ak BP dañuy ubbi léegi prospect yu bees daal Total daal di jóg ñëw mooy waa France ñoom tardé nañu lu njëkk li américains yi tam ne bëggaat nañu li nekk seen wet may fàttali ne ñoom ñoo yor diggante Ndar ba Ndakaaru ma ne leen mënoon ngeen jox suñu géej gi yëpp mënoon jël suñu ay nen yëpp jox ko def ko ci benn pañe donc na leen leer ne côté bi moom mënagu leen ci dugg lu dul ñu jël bande bi yëpp boo ko xoolee 40 000 kilomètres carrés la ci géej gi ñu xaaj ko mu nekk ñeenti pàcc bu nekk 10 000 kilomètres Total donc ñëw def li ñuy wax option njëkk a gëstu def sismique pour jël benn ci bloc yooyu benn lañ ci mën a jël mu ngi jéem a am ñaar sax benn ngeen mën a am li ci des tam ñu jox ko ñeneen y compris peut-être ñele bu fekkee jël ngeen ba pare wala ay chinois wala ñeneen jël donc foofu amul lu ñu fa war a wax parce que du lu feeñ amul dañu xalaat rek xayma nga xëy na géej gu xóot googule ñàkkul mu am dara te it Total moom rek moo fi joxeegum li ñuy wax benn bonus bu toll ci 20 millions de dollars du BP bi fi nekk nee nañ dinañ ko def defaguñ ko mais ñu ngi liggéey ak ñun BP ci wàllu institut du pétrole et du gaz jël nañ engagement ba ci 10 millions de dollars Total def na ko donc loolu amul lu ñu ci war a mën a wax amul benn jafe-jafe pour état bu Sénégal taxaw ne sama géej mën naa tànn compagnie nangam ginnaaw bi américains yi ñëwee anglais yi ñëw français yi tam war nañ mën a ñëw comme ñëpp investir seet bu ñu gañee bu ñu trouvé xayran bu ñu trouvé wul c'est à le risque de péril ndax pétrole noonu la da ngay gas ba sonn léeg-léeg nga am chance am léeg-léeg li ci ëpp doo am chance donc loolu mooy li fi am leneen amu fi leneen lu ñu ci wax ay waxu caaxaan la lu méngoowul ak droit te it droit moo lal exploration pétrolière ñu code pétrolier ñu ngi ko wootee ci 98 fas yéene nañ ko changé weer wii di ñëw di janvier ngir gën a dëgëralaat code bi en faveur du Sénégal dugalaat it benn li ñuy wax loi sur le contenu local pour que comme yàlla def na léegi pétrole feeñ na lépp luy environnement bi ko wër ñu dugal ci léegi capacité pour que Sénégalais yi mën ci am seen wàll donc ci loolu lañu foofu la ñu toll mais d'abord Total amagul donc lu dul option pour jël premier bloc bi mu des ñetti bloc yoo xam ne aussi dinañ ko mettre en contribution pour ku ko soxla ñu jox la ko. waaw kon président jërëjëf Aliou yow ñu ngi lay wax jërëjëf ñu jàll ci Khalifa Diakhaté bu iRadio moom it mu posé question ci wàllu économie. jërëjëf alors ci waaw mën nañ si ñëwaat mais buñ demee si kanam Cheikh mën nañ si dellu si waat. c'est important parce que xam nga affaire Total bi. waaw dafa indi wax bi bari ci Sénégal. am sax benn homme politique bu ci bind livre. ah bon waaw mu dem ba parce que ñaari affaire moo tax wax ji bari lu njëkk bi mooy ñu bari dañu jàpp ni yow lu baax yépp tubaab yi nga koy jox français yi beneen bi ci topp mooy sa ministre Thierno Alassane Sall ci waxu Total ci la démissionné wax ñu bari nag daal ni d'accordul parce que xam nga boo waxee démissionné dafay mel ni yow da nga am da nga am certitude ne moom dafa démissionné. waaw d'accord en tout cas ci la génne bëgguma di dugg ci d'accord mën naa bañ a démissionné waaye waaw d'accord waaye ci la génne ci gouvernement bi donc dañ ko génne ci gouvernement. voilà ci la voilà loolu mooy li am. loolu waaw est-ce que di nga mën dem directement ci question bi nga bëgg laaj te ñu éviter personnalisation yi ak question bi ma bëgg a laaj loolu yëpp la. waaw Cheikh parce que bu ñu leeralul aussi du dem. donc président wax jooju yëpp moo tax nit ñi seen xel tey ci Total. te pourquoi seen xel di tey maanaam français yi jël xel tey ñi fi nekk yor tey. lu tax parce que ñi fi nekk monsieur le président amul sa benn ministre bu mos a jóg ni BP ni wala dara. mais bu fekkee sa ministre taxaw na daal ni Total li mu def jaaduwul et puis du intérêt Sénégal et cetera loolu mooy indi coow li. waaw Cheikh léegi ñu may président mu tontu ci loolu ci sa question boobu. xam nga d'abord man nekkuma fi pour di wax ci turu Total wala ci turu BP wala turu keneen man je suis le président de la République du Sénégal dama leen di wax sama politique nu muy doxee. Sénégal tey américains ñu ngi fi à travers Cosmos ExxonMobil
mu ngi jéem a dugg ñu ngi koy ubbil ay bunt chinois yi ñu ngi jéem a dugg anglais yi déjà dugg nañu fi français yi ñu ngi jéem a dugg donc loolu dafa war a nekk loo xam dafa leer ne tey jii suñu bassin mu ngi attiré adduna bi yëpp italiens yi ñu ngi jéem a dugg avec Eni ak compagnie yu gën a ndaw mais lii mooy major yi nga xam ne tey ci adduna bi booy compter juróom-ñaari compagnie daanaka juróomi ñu ngi tey Sénégal kon nañu éviter débat boo xam ne amul bopp amul genn parce que taxaw di wax Total France nangam alors que yeneen réew a ngi fi loolu dafa amul solo li amoon solo mooy ñu ne kat lu tax ñu jox benn bloc Total bloc boo xam ne non seulement amul données parce que lu bees la donc dañuy def li ñuy wax sismique spéculative maanaam sismique boo xam ne day yaraax pour juste ñu am ay quelques idées ci gox boobu ban potentiel ñoom nag ñu doog a ñëw def seeni investissement te Total la mu def mooy li BP def mooy li keneen bëgg a def tey ci Casamance offshore donc le débat doit être un débat sain et serein maanaam débat boo xam ne dañ koy fonder ci ay faits waaye tubaab yi la ñuy jox lu ñu yëkkati jox ko tubaab yi loolu ay waxu politicien la tubaab yi dafa am fu ñu jaar ak ñoom foo xam ne tey seen taxawaay ñoom France ci wetu Sénégal mosul manqué soutien ak solidarité mosul am man mi bi may toog ne woon nañ salaire dañ ko fay lu dëggu la woon bu dul woon taxawaayu France suñu wet 150 millions d'euros ci bi may tàmbali xëy na bu amul woon dana doon gën a jafe parce que boobu Sénélec tollu woon na ci jafe-jafe yoo xam ne il a fallu ma def ci immédiatement 65 milliards te don la woon de plus de 82 milliards donc wax ji dañ ko war a teg toujours ci ay faits mais pas ci ay considérations ak ay déclarations yoo xam ne teguwul dara du affaire sentiment du affaire commentaire nañu wax est-ce que Total am na droit en tant que société pétrolière mondiale ñëw explorer Sénégal Total mu ngi Nigéria mu ngi Angola mu ngi Indonésie mu ngi ci àdduna bi yëpp est-ce que am na droit ñëw Sénégal wala amul droit ñëw Sénégal loolu mooy wax ji ak ñëw bi mu fi ñëw est-ce que jaadu na wala jaaduwul est-ce que contrat ba mu signé nekk na contrat bu nekk ci intérêt Sénégal ou pas loolu mooy wax ji or depuis booba contrat yi Sénégal signé yëpp dañ ko publier la première fois tous les contrats pétroliers sont dans le domaine public tous les contrats miniers sont dans le domaine public au point que ITIE bi nga xam ne mooy initiative pour la transparence des industries extractives ci àdduna bi ci Afrique Sénégal moo ci jiitu ci wàllu transparence gestion ressources naturelles te loolu du man maa ko wax àdduna bi yëpp ko wax donc loolu mooy li am bu ñuy wax daal bëggoon naa ñu teg ay faits ne Total kat def nañu lii wala def nañu laa mais encore une fois man nekkuma fi pour di wax waxu Total wala waxu BP wala waxu keneen mais ay partenaires lañ ñoom ñëpp te pour le moment dañuy gëstu te ñun soxla nañ compagnie yu ñëw gëstu ndax la mu laaj ci alal ñun mënuñ ko si def risque ba muy laaj Sénégal mënu ko beneen réew mënu ko donc pétrole noonu lay doxee compagnie yi ñooy ñëw investir bu ñu amee xayroon bu ñu amul dem wuti feneen ba bés ba ñu mën a am donc loolu mooy sama tontu ci laaj boobu. jërëjëf président ñu jàll ci Khalifa Diakhaté bu iRadio. très bien jërëjëf confrère alors iRadio emedia.sn ñoom ñoo ma fi yónni ñoom laa teewal bonsoir monsieur le président. alors balaa may ñëw si laaj bi boo ma ko mayee nga baal ma rek parce que li nga wax dafa am solo parce que guleet tey nga wax formellement ne Thierno Alassane Sall dañu ko génne si gouvernement bi alors lan nga ñu mën a wax. lan nga ñu mën a wax dama bëgg vraiment ñu déggoo ci mbir yooyu. xam nga man sama politique toujours doole ma dégg muy tudd ay. non non c'est important. non attendez bëgguma dugg ci débat personnel. très bien d'abord je suis président de la République. sama ministre la woon. nekkatul ci gouvernement bi. premier ministre mu ngi toog fekkee na. xam na bëgguma ñu nekk fii ci débat boo xam ne amul nañu njëriñ. le sens de ma question bu ñu personnaliser débat non mais le sens de ma question mooy lan nga mën a wax sénégalais yi pour mu firnde ne maanaam moom génnewuñu ko parce que da doon défendre intérêt Sénégal. loolu du ma ci tontu parce que amul importance. d'accord nekkatul ci gouvernement bi ëpp na at ak genn wàll. très bien ñaari at réew maa ngi avancé moom mu ngi ci opposition. loolu kay jeex na. très bien alors sama première question du coup mu ngi jëm ci wàllu gaz bi nga xamante ni moom la Sénégal ak Mauritanie séq. ndax mën nga ñoo leeral li nga xamante ni moo dox ci diggante bi ci wàllu ko séddoo bi maanaam ci wàllu ko partage des ressources boobu noonu maanaam lan moo dox seen diggante lan la ñu xaatim lan la ñu signé nan lay demee. waaw foofu tam dinaa sawar trop ci wax
gaz bi nga xam ne mu ngi si diggante Sénégal ak Mauritanie ñu tuddee ko GTA muy Grand Tortue Ahmeyim Ahmeyim mooy côté Mauritanie Grand Tortue moo doon suñu boor bi yàlla defee compagnie bii ñuy wax Cosmos nekkoon suñu côté ak côté Mauritanie dafa njëkk a forer Mauritanie à 2 kilomètres de nos frontières ba mu forer mu am découverte kooku mooy Ahmeyim dina comme am nañu fii teen bu am pétrole gaz te ñaari kilomètres ci ginnaaw Sénégal a ngi foofu te ñoo dem seet tam bloc ba la ñu am ci Sénégal ñu ñëw suñu boor daal di forer boobu tam am gaz kon ñu def cartographie bi dañuy wax cartographie géologique dafay mel nu scanner ni docteur di xoolee biiru soxna gis doom ji boo ko defee di nga gis structure bi nu mu tëddee ci biir géej gi wala ci suuf si bañ ko defee am nañu si lu leer si évaluation yoo xam ne du ay à peu près dafa tegu ci science cartographie boobu wane na ne jugement GTA boobu daanaka 50-50 la maanaam dafa nekk pile si diggante ñaari réew yi maintenant ñu nekk ñaari mbir moo fi mën a am comme yàlla moo ñu ko boole ñu ànd bokk ko ànd liggéey ko génne ko muy njëriñu ñaari réew yi ak compagnie yi ànd ak ñun wa ilaa ñu nekk fii naan non kii lii la am kaa laa la am et cetera bi ñu amee première évaluation bi si wàllu cartographie géologique gis nañu ne donc jugement bi à peu près 50-50 la waaye prévoir nañu si contrat bi ñu seq ak Mauritanie ñu tuddee ko contrat d'unitisation entre la Mauritanie et le Sénégal juróomi at yu ne mun nañu xaymawaat est-ce que ci exploitation bi taxul mu wenge benn côté wala wenge weneen wi su ko defee 5 ans yu ne mën nañu taxawaat évaluer waat sur la base de cartographie géologique ci biir bu fekkee ne demee na ni wala demee na noonu su boobaa ñu changé waat les règles mais pour le moment ñu ngi koy ànd fas yéene ko bokk si 50% te loolu la géologie bi joxe loolu la jugement bi joxe bon loolu mooy li nga xam ne mooy li am may ñaan rek ñi nga xam ne dañuy wax te teguñ ko ci xam-xam wala teguñ ko ci lu am muy ci côté Sénégal comme côté Mauritanie nañu sóoraale toujours li yàq xam ne fitna baaxul fitna mën nga ko yëkkati mais xamoo fu muy yem te bokk li ñu yàlla boole moo gën nekk fii di xëccoo loo xam ne xamoo kañ nga koy jëriñu te muy Sénégal muy Mauritanie en tout cas président Abdoul Aziz Mohamed Ould Abdel Aziz ak man li ñu wax mooy suñu diggante ñaari réew yi ñun defar lañ ko war a def kon li ñu fi fekk dañ ko war a defar bàyyi ko ëllëg ci ay loxo ci anam yu gën a rafet te loolu la ñaari réew yi def te ñu ngi ciy sant bu baax ñëpp nag dañ ci war a jàpp pour que loolu sotti mu nekk njëriñu Mauritanie ak Sénégal. li may jeexale mooy wàllu TER bi. alors chiffres yi bari na coow li bari na si njëg gi est-ce que mën nga ñu wax tey ce soir très exactement ñaata la TER bi jar ndax TER bi courant la wala carburant wala ñaari lay boole. pour mu gën a leer voilà parce que c'est des questions yoo xamante ni nit ñi ñu ngi laaj chiffres yi bari na trop nangam la jar jarul lii la jar defaat nañ si lii après coup est-ce que mën nga ñu wax exactement coow li jeex. non lu leer laa la ci wax parce que dafa leer nañ xëy na nag ñuy wax peut-être demuñ fi ñu war a jëlee source yi TER bi dafa nekk train express régional loolu si xeetu autorail daanaka TGV rek moo ko jiitu parce que autorail yi ñu ngi tàmbalee ci tramway maanaam comme ay bus yu daw ci ak courant boo jógee si tramway nga dem ci métro dina daw ba 80 kilomètres à l'heure soo jógee ci métro nga dem si RER kooku mu ngi daw ba 120 kilomètres à l'heure boo jógee si RER nag nga doog a yegg si TER moom dina def 160 kilomètres à l'heure boo fa jógee ngay doog a dem si TGV qui fait 300 et quelques kilomètres donc ñun TER bi la ñu jël bañ koy jël itam dama koy xalaat booba courant bi matagul ñu ngi woon ci tolof ci ay manque courant donc ñu xayma ne am na ba tey ci àdduna bi ay autorail yoo xam ne mën nañ di dawee courant ba pare di dawee gasoil comme ni ngay amee tey auto hybride maanaam auto boo xam dina am gaz am essence donc ñu jël option boobu muy bimode maanaam courant wala essence wala gasoil mooy bimode bi mooy thermique bi wala électrique loolu ci appel d'offre bi lañ ko defoon ñaareel bi ñu xool autorail boo xam ne dina gaaw parce que fii ak aéroport
waroo tukki ba bari def la ëpp waxtu si diggante bi donc war na gaawaay boo xam ne ak sécurité dana permettre di def benn transport express tout en faisant un transport intérieur. war na aussi mën di yóbbu ci passager lu toll si téeméeri junni nit ak fukki junni ak juróom ci bés bi donc bu ñu defee loolu yëpp nag ak tracé bi ñu lancé appel d'offre international bu bëri loolu compagnie yu bind pour bokk si ñun ñu def avant projet sommaire maanaam ci ngay définir la nga bëgg yoon yi fu nu autorail bi war a mel fu mu war a jaar et cetera mais day def toujours avant projet de détail boo xam ne design ak and build lañ tudd maanaam ki koy postuler nag dina ne man autorail bi ma leen di jox ci mandarga yi ngeen ma bindal nii lay mel yoon yi nii lay mel et cetera et cetera ba ñu ko defee option bu njëkk bi mooy tranche ferme Dakar Diamniadio 37 38 kilomètres option conditionnelle defaguñ ko mooy buñ ko war a jëlee Diamniadio yóbbu ko AIBD option bi nga xam ne mooy option ferme bi ñu ko defee TER bi mu ngi toll ci 568 milliards ci suñu xaalis 568 milliards alors mu des bi ñu demee ba tàmbali liggéey bi def sondage yi entreprise bi yor bi yor loo bu njëkk bi muy raay bi fii koy teg ak plateforme bi mu ne kat appel d'offre bi ñu def dañu jàppoon ne juróom-ñaari kilomètre rek ci côté Diamniadio mooy sol bu bon bi maanaam suuf soo xam ne suufu ban la dafa bëri jafe-jafe comme ni ñu koy gisee tey jii ci pôle urbain or bi ñu defee sondage yi nekk na 17 kilomètres du 7 kilomètres donc ñun suñu offre boobu mënuñ ko téye ci quantité yooyu ñun nekk ci liggéey yu métti arbitrage bi ci sama niveau ñu def avenant boo xam ne total avenant yëpp ci marché yëpp 88 milliards la toll ñu yokk ko ci 568 milliards yooyu avenant yi mu ngi toll ci 15% du marché 15%. ba leen di xamal ne ay AIBD bañ koy def déjà def nañ 33% d'avenant laata may yegg si man 33% fa li loi bi ni wax fa nga mën a yem mënoo ko passé yeggoon na fa te bañu yegg see moom lañ ko yeggale yokk ñu si benn dërëm donc 15% yi moo waral tey ñu def avenant yooyu pour yeggali chantier bi mu nekk train boo xam ne électrique lay daw parce que def nañu ligne bi mais am na capacité daw aussi ba bu amoon par extraordinaire panne courant wala leneen mën na dawee gasoil parce que moom noonu lañ ko liggéey donc voilà le problème du train beneen yokkute bi moo doon li ñu wax les impactés maanaam kër yi ñu laal ñu ngi doon prévoir 15 milliards mais si biir dem nañu ba toll tey jii si 50 milliards li ñu jox ay doomu Sénégal diggante Ndakaaru Pikine ba Tëngéej Bargny parce que la ma wax gaañi mooy TER bi warul indi jafe-jafe askan wi kon lu mu métti métti nañu jàppale ñi nga xam ne laal na leen seeni kër même bu fekkee sax yenn kër yi ñu ngi woon déjà si domaine ferroviaire mais aussi comme dafa am ay pont route yoo xam ne day jéggi yoonu saxaar bi parce que TER dañ koy tëj dafa gaaw te courant bi ci ne mara détaillé donc du loo xam ne dañ koy bàyyi à l'air libre donc faw ñu tëj yoon wi te pont yi ñu defar ko ba nga xam ni dañu nekk pont yu jaar yoon aussi oto du ci yéeg di daanu comme ni ñu ko daan gisee donc loolu moo tax impacté dem na ba 50 milliards tey jii donc foofu la prix TER bi toll voilà mu ngi ci donc c'est 568 plus les 88 milliards loolu mooy option tranche ferme bi maanaam mu des tranche conditionnelle bu ñu si yegsee mais bu boobaa la ci des du bare ndax foofu amul dëkkuwaay te it suuf si baax na melul ni diggante Diamniadio ak fii donc am nañu yaakaar ne diggante Diamniadio ak AIBD vraiment tranche boobu déjà 19 kilomètres la 19 forcément du mën a tolloog lii ñu jot a jàng. jërëjëf président ñu ngi lay wax jërëjëf Khalifa it ñu lay wax jërëjëf. dama ni bari wax xam li ngay wax ko gën sunu waa jàngoog laaw la cat dama ni ku bëgg a dégg ku ne dégg nga dëgg nañu waxtaan yëf yi neewoon naa leen bis bu laayee ba teew teg lépp dana leer kon ñi daan nekk ci rajo yi di wax ak lu wax lu nga xamante ne xamuñu xam nga ni kii mooy ku gore
dégg ngeen li mu wax waa ji nee na ko tey jii lay door a dégg nga wax ni Thierno Alassane Sall dañ ko génne ci gouvernement bi mu ne ko bugguma sax di wax ay waxu personnel parce que d'après tout c'est mon frère ku gore nii lay mel kii cadeau la yàlla na ko indil dama ne gaa ñi mën ngeen woote ci 21221999695 wax li ngeen xalaat ci waxtaanu président de la république Macky Sall ñu teg en attendant bu sa sekk. gaa yi ngeen teel a woote wala waxtaan wi leen liwloo balaa kii bi 12 minutes ci des de ngeen dugg joxe seen xalaat xam naa waxtaan wi leen jàpp nag ndax dafa dugg ci xol ndeysaan. asalaamaaleykum pencum réew mi ku baax kooku. asalaamaaleykum. waaleykum asalaam wa rahmatullah. waaw Omar man la Alaaji Malick Tall waay. Alaaji Malick daal yow daal Omar yaa baax ñu ngi lay suyati ci at mu bees mi waaye Omar yaa gor yaa baax yaa nit ku xiw. jërëjëf Talla jërëjëf. ñu ngi lay suyatee wallaay li nga xam ne moo am ko nii ñëpp leeral nga ko waay. Omar yaa baax waay. Omar daal yal na yàlla defal sutura defal ko sa njaboot waay. amiin Talla ñu ngi lay ñaanal bu baax a baax a baax. amiin ñu bokk ñaanal sa président bi li nga xam ne moom la yéene ci réew mi yal na ko yàlla yegg. amiin yaa rabbal aalamiin Mohamed dañ ko jàppale bu baax a baax a baax. amiin kontaan naa. jërëjëf Talla jërëjëf yow ku baax jërëjëf Talla jërëjëf. asalaamaaleykum pencum réew mi ku baax kooku. Alaaji Omar Diop le maire. Diop le maire na nga def naka waa Atlanta. waaw ñëpp ñu ngi fi ñu ngi lay ziare bu baax a baax. naka soxna Ndeye Soda jërëjëf yàlla na yàlla nangu ziar happy new year. waaw happy new year to you too. jërëjëf jërëjëf Diop bismillah. waaw xanaa am mbégte lool rek ndax li ma doon wax rek boo gisee ñu naan émergence lii moo tax ñu naan émergence. dëgg la dëgg la. da ngay yàq li ci tali bi yoon yi. fexe nit ñi nekkoon ci tool yi te dawoon ñëw Dakar nga delloo xale yëpp delluwaat ci mbéy ma. dëgg la l'exode rural wallaay. waaw mais terre bi mu indi nii bala ñoo xam njëriñ li mu commencé daw. dëgg la dëgg la dëgg la. xam nga soo gisee ñu naan dafa cher mën naa coûter 500 millions. waaye lu baax sax dafa amul njëg lu baax amul njëg. waaw problème ba ñuy am mooy dañoo am lu ñu calculé wul xam nga Dakar. foo tourné ay kër la nga mën a fexe ba jaar fenn da daw lu mat 17 kilomètres. dëgg la. ñaa nga fay romb seen i kër di leen dédommagé est-ce que déggaguñ ko ku ñu yëkkati nañ sama kër wala dara ca xolom seddul. déedéet ñoom ñëpp ñoo ngi fa leen di fay. te dégg nga lim ci wax. waaw loolu nag la ñu war a xool dañu xool ni kon. la mu jël képp koo xam ne jaar nañ sa kër romb la rek. jërëjëf dédommagé nañ la ba sa xol sedd guy. dégg ko fi kenn ku coow sama kër yëkkati nañ ko. te loolu lépp bokkul woon ci projet ba bañ koy yëg xalaat. yooyu xalaat ñu woon ne point yi muy fi mu war a yéeg ak fi muy wàcc ci ay point yoo xam ne jaar na ci këri jàmbur ak ni mu ko lijjanti ak ni mu ko waxee. loolu nañ ñaan yàlla rek yàlla may ko ndam. incha allah. donc comme bëgg a yóbbu Sénégal egg fa. jàpp ci rek incha allah ñun ñëpp ak voté ji jërëjëf Diop kontaan nañu jërëjëf. asalaamaaleykum pencum réew mi ku baax kooku. maaleykum salaam wa rahmatulahi. wallaahi kilifa bismillah. kii yàlla na ko yàlla la fa cat. amiin ay xale président ma ne fi mu ne borom xam-xam ñëpp nga ko wër di laaj ci journal moom laa direct Dakar lu ñu. dëgg la dëgg la ku posé question tontu na boole la ci ki ree. maa la ko te wax na leen boo wax lu leen ëllëg te bu ngir mi jeexee kuy wax dëgg boo ko seetaanee xam ni xale mën a yorum. jërëjëf jàngee ci réew ma màggee ci réew ma. takk jabar ci réew ma nekk lépp fu ñu ko mës a dugal rek am na ca ndam. dëgg la Sénégal géej kenn du taxaw di liggéey. dañ naan jàpp nañ te bañ naa jàpp. jërëjëf nañ wax ak justice. jërëjëf day jàpp ko bàyyi. jërëjëf moom du magistrat ingénieur. waaw incha allah wallaay jërëjëf ñang neex na. bur yàlla ñu ngi lay ñaan Macky ay mandat asalaamaaleykum pencum réew mi ku baax kooku. waa Sidna Omar Diop ñu ngi lay ziar. yàlla na nangu ziar Alaaji Suwaydu jàng Sala. waaw happy new year ba pare lañ ngay wax. ba pare may la wooyu Buso boobu nag. wallaay Buso dina ñëw de incha allah. non fexeel na ñëw de. laay danaa ko indi. waaw comme campagne la sax nag. waaw pare leen ko rek day riis. incha allah rabbi. xam nga li ma gën a neex ci bi yëpp mooy ci tënk rek mooy. président Macky dafa yore xolu jaboot. dëgg la dafa baax. waaw moom dafa baax daal xam nga loolu mooy mbir mi maanaam. doomu aadama yi. amul kenn koo xamante ne bëggal na la àq. déedéet. xamul ma la. su mu nekk nii jaraloon na ko projet bi yàqu mu bàyyi projet bi. dëgg la Sénégal doomu Sénégal yi am satisfaction. dëgg la. wallahi lazim loolu lu nekk ci moom la yow xam nga ci dara. bu baax xam naa ko bu baax donc
dañ ko war a ñaanal yàlla rek. xam ne fu mu bëgg a yóbbu Sénégal. bu fekkoonte ne teeloon na ko jël tey kenn waxatu ko. wallaay yàlla baax na Talla Sylla wax démb Talla Sylla wax sànq ba nga koy baamtuwaat. wallaay lu leer naa ñu la kañ ndeysaan. way la rek ñu dóor la ay marto ba nga yeewoo ji France. non xam nga da ngay waaru xam naa waaye yàlla baax na lu yàlla jeexal mu jeex nguuru yàlla rek a dul jeex jërëjëf Ndiang jërëjëf. asalaamaaleykum pencum réew mi ku baax kooku. waaw Omar. waaw ku baax kooku. waaw bu dee mati yi dañuy jaay français kon nangu naa de. déedéet waaye jaayuñu wallaay. njëkk jar na ko. wallaay ma ne ko jaayuñu wallaay dafa lëkkaloog ñoom ñuy liggéey rek. wallaay waaw xam naa li nga wax wallaay jërëjëf kontaan nañu. asalaamaaleykum pencum réew mi ku baax kooku allo. mbokk yi ñu ngi doon bëgg jël line bi waaye bu leen fàtte tamit fii nga xamante ni moom moo di Prestige multimédia bu Khalifa Ndiaye tubarkalla macha allah xam ngeen yu baax ya fay am rek nañ leen koy defare cell phone computer tablette gaming device pinless card ak accessory xam ngeen di def repair ak unlock ak upgrade ak various livable comme ni ñu leen ko waxee rek xam ngeen foofu nag mi ngi nekk ci 277 West 116 Street between 7 and 8 ak beneen bi nga xam ne mi ngi nekk ci 2798 ci 8 avenue tubarkalla macha allah kooku mooy Prestige multimédia asalaamaaleykum ku baax ki ci ligne bi. man la Birame Mbuub damaa kontaan ci woy wi. yaa ngi tooñ tonton Mbuub de. asalaamaaleykum pencum réew mi ku baax kooku. allo salaamaaleykum pencum réew mi. nañ ko bàyyi mu liggéey mu ngi liggéey. jërëjëf. nañ bàyyi jàmbur mu liggéey mu ngi liggéey soxlawuñu deuxième mandat bi ñun troisième mandat la ñu laajte dañ koy am. Macky Sall nañ ko bàyyi mu dem kenn du ko téye man da baax maa ko wax na ba tuuma. nañ ko bàyyi mu dem. dëgg la Dabo. puusul dem maa la wax lii man da baax mosuma dugg ci politique kenn xamuma ci ay wax rajo. yow de yaay Macky day dem mu ngi liggéey. yow de yaay mbokkum président Ablaye Wade de moo maama mag sa maama bokk ndey ak baay de. wax dëgg yàlla mu ngi liggéey. ñu waxante dëgg mu ngi liggéey. Macky Sall tey li fi jabaram di def Marème Faye Sall kenn defu ko fi. dëgg la mu ngi dimbale doomu aadama yi di leen faj di leen yóbbu fu ne te boolewul dara ak wax. dëgg la tey bu ñu amoon beneen koo xam ne jabaram wolof la ne ci pale bii tey dinañ sonn. dina takk ay janaa ci óor te moom deful dara mu ngi toog rek le. dëgg la di dimbale nit ñi boolewul dara ak wax nañ bàyyi Macky Sall mu eggali waaye ñun bëgguñu deuxième mandat troisième la ñuy laaj ak quatrième mandat ok. jërëjëf. asalaamaaleykum pencum réew mi ku baax kooku. Manu Samb si. sëñ Samba si bismillah. allo. kooku dafa coupé. ñëpp jóg taxaw. dëgg la. Macky bul wax ak ñoom. sa bilaay wax ak ñoom. wër na biir Sénégal. Macky def na fa dara. asalaamaaleykum pencum réew mi ku baax kooku. asalaamaaleykum pencum réew mi ku baax kooku. Ndeye Fall mënu Samb si. mënu Samb si. waaw Samb si waaw jël naa la léegi nee naa allo. kooku dafay tooñ. allo salaamaaleykum pencum réew mi. salaamaaleykum Omar Diaw maa ngi nii Sénégal actuellement. waaw Sénégal vraiment mi ngi dox nañu neex. waaw kooku de grand laay Mbaw la yàlla ñëpp xam kii bi. amin Mbaw. Sénégal ngi dox Sénégal ngi neex maa ngi nii actuellement jiite jàkka ji. kon daal président Macky Sall ma ngay liggéey bu jaar yoon. ma ne ko jërëjëf. waa mi ngi noonu am na sama benn xarit woo na ma ndeysaan sànq maroon ni ma Omar mu ne ma bi ma ñëwee Sénégal coow yi ma doon dégg ci rajo yooyu ak wax yeeg yu kenn xamul mu ne ma dama am sax disappointment mu ne ma président Macky Sall ngi liggéey bu nga xamante ni mu ne ma tubarkalla macha allah ma ne ko waa mi ngi noonu xam nga wala fi ne dégg-dégg sànq na julo xam nga boo nekkee diggante Océan Atlantique bi bu sore bi ngay dégg ci internet yeeg dégg ñu kenn xamul lu ñuy wax te ko say noon seede sa jikko ñaaw bu ko defee yow ngay dégg di wax rek naan Sénégal waaye boo waxoo ba dugg ci avion bi yàlla bu mu ump kenn yéen ñëpp yàlla na ngeen amee kayit ci jàmm ba dem bu ngeen demee da ngeen xam ne lépp dëgg la asalaamaaleykum penc bi réew mi ku baax kooku. waaleykum salaam Omar na nga def Lay Seck lañ koy wax. grand Lay Seck na nga def Seck si ngeen naan. waaw na ngeen def. bisimilah Seck. xam naa rek émission bi rek ñaar Seck rek ca kanam rek. mu de tontu yi man tontu gars yi moo daw moo sedd sama xol. dëgg la Seck dëgg la. dañuy tontu rek. dëgg la Seck dal ku toog na nga toog. dëgg la. ok jërëjëf. jërëjëf.
mbokk yi kër Adja Khady food distributeur tubarkalla macha allah tey seen publicité bi waroon na jàll waaye yëf yi moo xat waaye tubarkalla incha allah dinañu fexe ñëw incha allah àllarba ak jàmm ñu tegal leen ba mu ne mbokk yi bu leen fàtte nuit de l'émergence bi le 15 la fas yéene doon fii ci New York City Ajaratu Fatou Géwal Diouf mooy ñëw ak ki nga xamante ni moom moo di Khady Mboup Ngoyaan ak ki nga xam ni moom moo di Abou Cubalo ak ki nga xam ni moo di Boussa Seck nag di way wu am maanaa wi guddi gi nag dana rëy dana riis ndax boo demee ca bronze ñoo ngi ko tudde Ajaratu Tiane Diassé nga ñëw Brooklyn ñu tudde ko Atia Sarr nga ñëw Manhattan ñu tudde ko Awa Diouf nga ñëw New Jersey ñu tudde ko ki nga xamante ni nag moom moo di Mariétou Youm ak ñoom Ajaratu Nogoy Mboup guddi gi dana riis dana neex yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm incha allah le 15 février ci New York la le 16 ca Washington le 17 ca Atlanta. asalaamaaleykum pencum réew mi ku baax kooku allo. ndeysaan moom de xam naa ni sama mbaaj yooyu moom daal wax dëgg yàlla am na jot moom mi ngi woote di tooñ rek ndeysaan man bi mu yoo sax ndeysaan déggal. xale yi wax fii toj na. toj na de te tojewoo koy wax tubarkalla yaa ko toj ba mu baax tubarkalla te incha allah des nañu le 24 bi soobee yàlla bu ñu ñëwee nga nappaaji leen ba nu mokkaru mbax ko jong la waaj ka bi wax naan maa rombu mbiskit jalax ko mu daanu bong sa gidi jooy ma nappaaji ko waaye yow bu soobee yàlla le 15 février le 24 février da nga leen nappaaji kon gars yi ñu ngi leen di jox dox daje ba àllarba bii di ñëw kon ñu tàggoo leen rek morso Souleymane Faye bi di baalu ñëpp ak tey baal ñëpp ak yàlla na nu yàlla defal sutura ak teraanga yàlla na nu yàlla may jàmm président Macky Sall yàlla na ko yàlla may ndam lu mat sëkk lu sedd guy ba àdduna yëpp gis ci seen bokk ci xarmay Seydina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wasallam jërë ngeen jëf ñu fanaan jàmm. dara jaru fi wax ju bari ndeysaan ñu waa Sénégal Macky ñu doy moom la ñuy fal. dara jaru fi wax ju bari ndeysaan ñu waa Sénégal Macky ñu doy moom la ñuy fal. dara jaru fi wax ju bari ndeysaan ñun waa Sénégal Macky ñu doy moom la ñuy fal. dara jaru fi wax ju bari ndeysaan ñun waa Sénégal Macky ñu doy moom la ñuy fal. mbokk yi bu leen fàtte sëñ Habib Niang mi ma leen doon wax mi ngi ci dëkk bi joxoon naa leen numéro am keroog tubarkalla macha allah bu leen ko fàtte incha